ci làmb gi def na ko. Yékini moom mi nga xamante ne référence aussi ci làmb bi gis nañ ko mu dal di génn CNG démissionné CNG ba pare am déclaration bi nga xamante ne moom la def Balla di un acteur de la lutte ba Gris Bordeaux doon itam un acteur de la lutte ñàkkul ni ñoom ku ci nekk si ñoom ñaar am na xalaatam par rapport ak coow li nga xamante ni ñu ngi koy dund jamono gii donc Balla yow lan moo ci sa xalaat par rapport ak mbirum Alioune Sarr dafa war a dem wala dafa war a toog. waaw jërëjëf ma nuyuwaat rek Pape Mama Fall ak Andaw Ndiaye di leen sant di leen gërëm di gërëm aussi tamit Ñambe Thiam mi ma solol daal di ak Omar Wali Fessana waaw question bi question bu am solo la mooy que Alioune Sarr dafa war a dem warut a dem mooy problème bi mooy dafa yàgg CNG. donc loolu la ñu Sénégalais yëpp wax loolu la mbër yëpp wax aussi tamit gars yi bëgg changement. àdduna boo ci nekkee mënoo cee tout le temps nga war cee nekk rek benn affaire te parce que aussi tamit kon li ñu ko waxee àq ak yelleef nañ doon dox boo seetee ay jamono liñ daan dëgg mbër yi dafa bëri ba ci problème arbitre yi ba ñu àgg ci yoon bi nga xamante ne ñëpp buñ sañoon tey Alioune Sarr ñu changé ko si changé bu rafet parce que gars yi ñoo soxla changement président sax gars yi dañuy soxla changement waaw donc loolu lu am importance bu doon man maay moom. man dama bëgg a am sa avis personnel par rapport ak question. bu doon man maay moom. ma may mbokk amay njaboot. may dégg lu ñu may yàq ci yenn yi damay bàyyi damay démissionné. vraiment damay démissionné. waaw. entre man Balla Gaye de. ma dégg lu ñu may yàq ci image yi ma yor war a doom boo xamante ne ëllëg war na mën a tekki ci réew mi wala ku ko gis naw ko ci bépp boor. bu doon man la damay démissionné. et puis waaw liggéey aussi boo demee ba ñu bëgg. ma war nga mën a bàyyi. voilà Gris yow ngay diriger association des lutteurs en activité yaakaar naa ne yow yaa wutu Boy Kayré ci bopp association boobu. Khadim Gadiaga je veux dire plutôt donc yaa ko wutu ci structure boobule tey jii ñàkk ni yéen ñi tamit officiellement war ngeen mën a am seen position par rapport ak mbirum Alioune Sarr bi nga xamante ni coow li bëri na ñi nga xam ñoo di amateurs yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di arbitres yi tamit ils ont des difficultés un peu partout ñëpp a gis ni que peut-être que war naa mën a bàyyi. jox keneen lenge gi ndax yow loolu mooy sa position d'abord sur le plan personnel mais bu weesoo loolu yëpp association bu nga jiite des lutteurs en activité lan mooy seen position par rapport ak mbirum Alioune Sarr ci bopp CNG. waaw boo xoolee sax association des lutteurs en activité sax boo xoolee ñoo déclenché sax malgré que làmb yàgg na am gangrène boo xam ne bon depuis 5 ans wala plus wala lu ko ëpp mi ngi nekk ci biir làmb di indi jafe-jafe ci biir liggéey bi malgré tout ça boo xoolee association des leaders en activité ñoo déclenché sax problème bi. parce que tamit mbir nag boo ci nekkee pendant en 1994 à nos jours. te nga gis ni mbir mi ma nga am ay tànku ginnaaw ma ngay sooxe. pour man nit ñi waruñu sax di wax. mais yéen lan ngeen di reprocher exactement Alioune Sarr. parce que làmb muy Balla Gaye muy Gris Bordeaux muy Modou Lo muy Boy Niang muy Eumeu Sène muy Yaxya Diop Yékini ñun ñi nga xam ne ay ténor lañ. mooy VIP yi. ñun tey amuñu lu ñuy lépp loo xam ne ñu ngi koy déplorer ci làmb. c'est pas ñun. parce que dañu am ay aînés am ay cadres yu nekk ci ginnaaw yoo xam ne tey lamb lañ yaakaar. te man tey bi ma defee investigation ci mbir yi nga xam ne tey lamb la ñu yaakaar ñi nga xam ne ñi ngi dem nañ à l'étranger parce que amatuñu chance ak rêve bañ doon rêve comme Balla Gaye di ko rêvé ci Balla Gaye di ko rêvé ci Gris Bordeaux di ko rêvé ci Modou Lo seen rêve dafa nu furaas. parce que gisatuñu seen bopp ci làmb parce que am na ay problèmes yoo bëri yoo xam ne mi ngi am ci làmb bu ñu ko doon toog fii di fa développé parce que presque day jël temps bi yëpp. mais man dama bëggoon a xam exactement Gris bëri na problème d'accord. mais nga tànnal ma ci benn bi nga xam te ni jàpp nga ni que lii Alioune xëy na da cee tële ba tax na tey jii yi ngeen jàpp ni dafa war a mën a tekki nombal tànkam wala bokk le ministre des sports Matar Ba jëlee ko fi. comme par exemple je te donne un exemple sur. Boy Kayré bi fi nekkoon. ñu koy nuyu de passage suñu ay frère la suñu grand frère après Khadim Gadiaga ñooñu ñëpp le CNG dañ leen reproché comme si nekkuñu ay lutteurs en activité
te man dama yaakaar ni structure boo gis ci àddina. boo xoolee les syndicalistes nekkuñu ñoo xam ne tey dañu nekk ay acteurs yoo xam ne ba léegi ñu ngi liggéey. boo xoolee ci structure sportive yëpp ñi nga xam ne c'est les syndicalistes wala ñooy xeex droit. boo ko demee ba ci syndicaliste des footballeurs. ka jiite j'ai oublié son nom ba mu bàyyi football ak léegi ça fait 30 ans. mais moom parce que tëj buntu yi ba nga xam ne ñi nga xam ne dañu sonn ci làmb amuñu ouverture sax échange ça veut dire que tey la même chose tey boo jiitee benn structure les pratiquants moo xam c'est des anciens moo xam ñu nekk ay ñoo xam dañ nekk en activité. ñooñu ñëpp même da nga war a am esprit d'ouverture ak ñoom partage. loolu tey li gën a sooxee suñu problème avec le CNG loolu la. ñàkk waxtaan mosuñu ko am. maanaam mosuñu am considération tey nga jiite ay nit te ñoom c'est les acteurs principaux bu ñu naan làmb CNG yàgg na bañ a am làmb di am. ñun sentir duñ suñu bopp joxuñu benn gëdd amuñu benn respect boo xam ne tey dañ ko jox mbër gis nga mbër di tax ñu révolté wu. il y a 8 mois de cela c'est juste parce que jékki-jékki ñun maanaam ni ñuy jiite amuñu maanaam tey. yëguñu leen dañuy jékki-jékki benn jour rek benn chaque année dañuy dégg règlement bu dal ci kaw mbër maanaam tey yoo xam ne mënuñu ko comprendre maanaam gis nga esprit de partage boobu ñu am ñu umpule suñu diggante. mais Gris dogguma la. mais à chaque fois yaakaar naa ne bu saison bi di ubbi est-ce que CNG aussi du ñu fàttali gars yi li nga xam te moo di règlement bi même par rapport ak promoteurs yi tamit chaque fois balaa ñu lay jox sa licence wala des trucs comme ça wala ñuy renouveler sa licence dañ lay jox li nga xamante ni moo di règlement bu tënk lamb bi est-ce que yéen en tant que lutteur tamit loolu duñ leen ko jox avant que ñuy dugg ci saison bu bees at gu ne. je te donne un exemple ci côté bi ngay wax ci wàllu ci cadre échange xam nga échange fu mu am rek problème du fa am. d'abord nit ki pour nga jiite ko il faut que d'abord nga nawloo ko respecté ko. yëg ko boo déggee le président Alioune Sarr nga yàgg dégg ci ay communication mu ne moom amul mbër yi amul ñu rendre compte depuis des années c'est la première fois année bi passée. le CNG def benn bilan. c'était une première depuis 94 à nos jours. 26 ans mu ne faaye ko mbër yi ne man xaalis bi nga ñuy dagg. fu muy jëm assurance bi ngay dégg. mbër bi dafay dagg ñaari yoon assurance boo xam ne xam mënuñu la wax assurance bi ban assureur moo ko assuré. chaque année. bala bi nga koy dëggal de. chaque année dëgg la. chaque année mbër bi day am les lutteurs sont plus de 8000 et quelques chaque année chaque lutteur day dagg licence su bëre simple. dagg licence su bëre dóor bi lutte avec frappe 10 000 francs la. lutte simple 5 000 francs loolu tey. les promoteurs chaque promoteur 500 000 la woon ñu kaas ñu def ko 300 000. les ménagères yi. chaque année dañuy renouveler seen ay licence chaque ménagère 50 000 francs. ménagères yi sont plus de 300 et quelques. ça veut dire que CNG avant ñuy dugg ci saison bi ba muy wax ay dagg nañ wala dagguñu rek. ay keesam fees mën nañ retrouver wu ci ay 500 millions et poussière. te loolu gisuñu suñu bopp. ça ne veut pas dire que dañuy am sax suñu ay pap yoo xam ne ñuy tëdd ci lal hôpital bi man je donne un exemple ci maa la jox exemple ci. Boy Bambara. et tant d'autres yoo xam ne tey jafe-jafe ci ay coono ci feebar ñoo xam ne tey dañu couleur nationale Sénégal la ñu xeexal. indi fi ay médaille d'or indi fi lu nekk ñu am na ay rakk yoo xam ne je donne exemple de booy Ama Baldé bi mu tudd. Bathie Seras temps yi dégg naa mu nekk ci ay difficulté aussi. Jules Balbé numéro 2. Bathie Seras aussi dégg naa mu nekk ci ay difficulté. Bathie Seras ça veut dire que tey ñun loolu bu Jules Balbé numéro 2 booy kii bu nekk Malika nu mu tudd booy bi ñu agressé woon tiré ko bal. tiré bal waaw. tudd kii nu mu tudd. kii Malika ay booy la ñoo xam ne tey dañu nekk ci ay jafe-jafe booy bi dañ ko agressé bal final lañ ko tiré. actuellement nii mi ngi il souffre. te gis leen ci CNG. te tey gisuñu ci tey ci mbas mi rek
mbas bi nga ne yow am nga budget wu 300 et quelques millions wala 500. loolu danañ ci ñëw. loolu moom danañ ci ñëw même bu weesoo sa CNG. yéen nga xamante ni macha allah yàlla am na lu mu leen sédd tamit danañ ñëw ci yéen par rapport ak seen i jegeñaale. la ngeen def ak ñoom par rapport ak Covid 19 bi déjà. booy yooyu yëpp tey dañuy nekk ci ay jafe-jafe. Jules Baldé Junior tey gis nañ Marème Faye Sall aidé na ko jàppale na ko yóbbu ko Tunisie faj ko. kaawam dafa compliqué booy bi nekk Malika bal lañ ko tiré bal bi ne dañ ko agressé tiré ko bal actuellement nii mi ngi demandé fu nekk aide yooyu c'est des choses yoo xam ne tey ñun nii tey boo gisee tey depuis ba ma nekkee ci bopp association ba léegi maa ngi teg ay jalons yoo xam ne tey pour mbër yëpp jege si association bi xam nga Jules Baldé actuellement nii dafay booy bi boo ko gisoon ay temps tey nii il est souffrant amul moyen sax bu mu fa kii nii booy bi kii tey yàlla moom mooy ak booy nga xam ne tey c'est des yii ma lay wax nii ay benn ñaar rek nga mais tey ci région yi tey nga Kassé Anne je te donne l'exemple de Kassé Anne Kassé Anne c'est un lutteur olympique boo xam ne dafa nekkoon il n'a pas les moyens. bëre CNG nekk am carte doon def lutte gréco-romaine def lutte libre kooku booy boobu international la da doon bëre mbapat colonne vertébrale def benn mooy booy bi doon def prise yu garaaw yooyu colonne vertébrale bi vertèbre yi moo déplacé wu mais ba fi may wax ak yow nii soo fauteuil roulant la nekk CNG doxu ci benn 1 franc bu mu dox te yow parfois nga am budget wu ay 500 millions et quelques et depuis 1994 à nos jours yaa ngi fi toog mais ni comme si on est les Sénégalais sont combien 16 millions habitants nga nekk ci benn structure boo xam ne pendant 26 ans yaa ngi ci nekk di exercer mais am na loo xam ne nit ñi waruñu wax sax pour nga dem. mais Balla combat bi apparemment lan la leen jaral exactement. jusqu'à ce que bon loolu ce sera une question personnelle mais bu weesoo loolu comme Gris moom mooy jiite association des lutteurs en activité aussi je pense que tamit comme yow acteur nga da ciy baax léeg-léeg aussi nga joxe sa avis par rapport disons à ça parce que Gris lu mu énuméré fii nii xëy na ñu bëri xamuñu ko woon parce que jàpp nañu que CNG c'est plusieurs centaines de millions yi nga xam ne moom lañu yor te boo xoolee peut-être le Sénégalais lambda jàppoon na ni que xëy na sax CNG amul loolu. waaw mais ku ne CNG amul loolu peut-être. da ngay fowee sa xel rek parce que Gris sax fàtte na yi ñuy dagg mbëri sax waxu ko. ok. booy dagg mbëri ay millions ngay dagg loolu fàtte na ko wax. man daal ko ci loolu. ñun sama combat ak moom 5 millions et quelques lañ ma dagg moom ñaata 5 millions wala mën na ko. muy 10 millions à la limite. waaw léegi ci 10 millions yi ak frais yi nga jël lépp organiser ko c'est-à-dire que moom li mu wax dama koy dëggalaat rek maanaam ci ñi nga xamante ne dañuy am ay problème te ku ci mel ni Double Less bëreel kon tey Sénégal fu ne nekk champion du monde nekk champion d'Afrique suñu papa Boy Bambara tëdd pendant ñaata at mais doo gis sax ku ci def loo xamante ne sax au moins da nga naan lii CNG wax dëgg yàlla def na jéego ndax kii xeexal na Sénégal fu ne te man sama papa day nekk ci ay jafe-jafe maa ngi sant yàlla nag alhamdulilah te gëmoon naa ne sama papa tey bu nekkul woon doom moom champion comme moom ci ay métier rek lay dëkk billaahi ay feebar du faju suñu papa Mbaye Guèye dañ fi nekk ñooñu dañoo bëreel Sénégal lu ne loolu état da leen war a rendre compte di leen fay chaque mois salaire parce que liggéey nañ ko ci dëkk bi parce que tey dëkk boo mën a dem ci àdduna am na histoire am ñun làmb mooy suñu histoire foog ñu xam loolu ñu jox mbëri cër jox mbëri gëdd stade amitié du football rek moo koy feesal làmb feesal na ko benn bu dul ñaar yoon làmb da koy feesal te li ñuy jaay ci billet ci làmb duñ ko jaay ci stade foog ñu xam loolu ñun waxuñu ñun comme si que tey yàlla dimbali nañu bu ñu feebaree dinañu faju bu ñu amee problème mën nañ ko lijjanti suñu ay nit wala ci ay suñu bopp mais ñii ñëw ëllëg suñu rakk yi nan la ñu war a def ñii ñëw ëllëg nan la ñu war a def suñu papa Mohamed Ali mu ngi nii pourtant dafa feebar feebar bu métti Abdou Diop dafa feebar suñu papa Manga moom moo ci dox ay jéego moom seen station kon paa yi nga nii nga gis vraiment lu mu ci def ñu ngi koy féliciter ci loolu ak ñeneen ak ñeneen ñu xamul ak ñu ñu déggul ñu ngi dund gu metti te CNG lu ñu dëgg ci xaalis war nañu mën a jàppale suñu parents yi aussi parce que bu nee ñoo fi nekkal état pour man war nañu mën a jàppale ancien gloire yi fi nekk jàppale mbër yi respecté mbër yi xam mbër mooy lan bu doon mbër
CNG du fi am. mais dafa mel ni CNG affaire bi jaral na leen lu ne parce que déjà au mois d'avril gis naa le quotidien sportif lamb suñu lamb je pense donc amoon nañu benn poisson d'avril bu ñu defoon ba ne sax xaw ma de le suspendre je sais plus quelque chose comme ça mu mel ni que CNG ñoom tamit affaire bi jaral na leen lu ne ndax gis nañu que front yi sax dañ ko gën a élargir ba dem ba ci arbitre yi. Sitor Ndour moom mi nga xamante ni c'est un arbitre international gis nañu que déjà moom ba mu waxee rek gars yi dañ ko daaj une suspension à vie est-ce que yéen tam vous ne craignez pas à ce que. ngeen àgg ak ñoom gars yi foofu man Sitor bañ ne liñ koy fay man mënu ma ko gëm ah. surtout les jours. ñaata la. 55 000. 55 000 par combat. est-ce que nekkul sax Sitor loolu moo tax mu ñuy dagg ni di ñu arbitre avertissement mais man su ma leen déggee parce que 50 000 ku koy fay par exemple 50 000 ku koy fay un lutteur pour un combat bu ci mel ni sa diggante ak moom. kooku arbitre mën nañu ko ko ay milliards kat même fay 55 du ma amande xale yi. est-ce que añ na est-ce que reer na est-ce que yàqamtuwul sax combat bi jeex mu dem noonu. 50 000. 50 000 francs ci lay paas te moom amul danger bu ne xaj na ci moom. kaas na ko. lu ne mën na ko dal. non Cheikh. te dégg naa 55 000 bi arbitre yëpp a koy bokk. waaw ñoo koy bokk. ñoom ñëpp c'est pour tous les arbitres. mais Pape Cheikh loolu pour man c'est vraiment inéquitable parce que xel waru ko mën a nangu. pour un combat bi nga xam day un combat à centaines de millions. ki nga xamante ni moo yore en charge arbitré li nga xam moo di combat woo ñi koy fay 50 000. parce que même bu dee pour benn arbitre la c'est inacceptable waxatuma la pour arbitre yëpp. gëj na ma ci arène bi waaye dégg na ma loolu. mais Pape je pense que tamit waa CNG s'ils sentent la nécessité quand même de répondre par rapport à interpellation yi. ils peuvent le faire parce que fu mu toll nii c'est comme si on faisait le procès du CNG mais nañ leen xamal ni que l'antenne est ouverte ou alors sax ñu woo leen ñoom tam par rapport ak lii. mais ñun def nañu ay tentatives yu bëri pour inviter leen mais ils ont préféré pas venir. membre CNG du fi toog membre CNG du woote. même œil du tigre tegal nañ leen plateau pour ñu ñëw expliquer. membre CNG du woote fii téléphone membre CNG du ñëw toog fii. mosoo gis ñu jàkkaarloog mbër plateau toog amul arbitre yi sax arbitre yi ñu doon kaas noonu comme ça seen droit la de. c'est normal c'est leur droit maanaam tey ñoom seen liggéey. seen liggéey ci boppam dañu bëgg gars yi seetlu ko parce que tamit du affaire u xaalis bi sax parce que tamit sécurité. nit ku nekk citoyen bu nekk rek war nga xool mën nga ma dem xool sa liggéey bi ngay liggéey. nga dem ba benn instant nga ñi nga xam ne tey ñoo la yilif nga leen lii sama condition de travail laa bëgg ngeen seetlu ko. loolu mais ci gàttal xeex bi ak CNG lan la leen jaral fi mu toll nii. ñan si yéen fi mu toll nii les lutteurs en activité xeex bi ngeen sumba ak CNG. ba fan ngeen maanaam lan la ba fan ngeen ci mën a dem. ñun xeexuñu. non c'est juste un waaw en fait waaw comme sénégalais boo nee xeex. day garaaw ñun xeexuñu. dañuy xeexal na Aline dem kat combat la nag. xeexal ñi nga xamante ne ñooy ñëw ëllëg. c'est très important. parce que fu mu toll nii Balla ku ci nekk ngi fëgg sa dënn parce que ngir boo ko déggee. mi ngi fëgg dënn CNG ma ngay suspendre. non amul dëgg. CNG ma ngay suspendre commencé nañ ko si Sitor Ndour. je veux dire commencé nañ ko si Sitor Ndour n'est-ce pas en tant qu'arbitre. xëy na mën nañoo dem ba ci biir. waaw ñoom mën nañoo suspendre Sitor. parce que ci ñoom la bokk. Sitor ci ñoom la bokk yéen CNG mën leen suspendre. ci lan ci kaw lan ñu def lu ñu war a def. waaw bu ñu jàppee ni que par ci rapport biir làmb non en fait ñu def lu ñu war a def ci biir làmb. mais bu ñu waxee cas suñu droit kam moo ñu moom. xanaa kon léegi dëkk mën nañu jàpp peut-être offense à l'autorité par exemple loolu fu mu am xanaa ban dëkk la tey je donne un exemple dama lay jox exemple ci arbitre yi. ku xam ni diggante mbër ak arbitre. jaxasoo ñu lool. parce que tey bi ñu déggee arbitre yi di déplorer ñoom 55 000 la ñuy fayeeku ci combat Gris Bordeaux Balla Gaye ci valeur 200 millions. ñoom il se retrouve entre ñoom. ci 55 bi ko Sénégal yi déggee ñoom ñëpp dañoo taf seen gémmiñ dañoo lii mënul nekk. est-ce que xam nga mbëri lan lañu yaakaaroon. li ñu yaakaaroon nii parce que ñun lu ñu dagg ñun lu ñu perte xaalis dagg bu ñu dagg arbitre yi ñooñu ko teg. arbitre yi keroog avant que le président Macky Sall di joxe di teg kii nu mu tudd. premier père yi. coronavirus bi muy génnee décret présidentiel ba ñu arrêté tout. mooy état d'urgence bi nga xam pour ñu suspendre toute activité. mais boobu arbitre yi dañu jógoon pour jàppale leen ci combat bi ñuy dañ doon def conférence de presse. et association des leaders en activité dañu jógoon pour appuyer leen malgré que ñun ak ñoom comme safara caas mais ñun dañuy injustice bi nga xam ne day rëy ci làmb depuis des années dañuy xeex. arbitre ak mbër duñu jaaroo taal. mais malgré tout ça bu nekkee dañu sentir ni lii nga xam ne tey dañ leen ko teg ñuy xeex seen condition de travail
di ko wax gars yi rajo leen dàq leen sans droit ñu ne li leen daloon ñu dal le temps nous a donné raison. ñun bi ñuy def rek li tax tey Balla di la wax léegi ne xeex amatu fi. mooy tey li ñu doon yuuxu pendant 8 mois le ministre Matar Ba dégg na ko. loolu moom moo am solo opinion publique bi yëpp ànd ak ñun. mooy lan tey le CNG mënu fi nekk depuis 26 ans à nos jours fii man boobu judd bëreewuma 97 laa commencé bëre. est-ce que Alioune Sarr moom mooy seule personne. au Sénégal bu nekk ci structure bi moom rek moo war a mën a doxal et am na beneen liggéey bu muy liggéey. ñun ñi nga xam ne làmb mooy suñu life mooy suñu gagne-pain et làmb la lutte facteur de développement la. ay millions de personnes ñoo ci gagné seen life. tey coow li lu muy bari nii yëpp li ngay gis coow li bari yëpp. ñun bokk nañ ci impacté yi làmb lu muy bari nii gars yi problème bi nii ku yuuxu rek ku njëkk yuuxu da ngaa ragal rek. waaye mbëri nii actuellement nii te nag ay noble lañ ci dëkk bi lañ dëgg de. duñ fi nekk du yuuxu façon yuuxu yooyu de. Balla yëf yi saf na de instant bi yëf yi saf na de instant bi. non dañuy sant rek. waaw dañuy sant mais honnêtement ñàkku ni yaa ngi koy sentir les contre-coups du Covid instant bi nii difficulté yi nga xamante ne moom la Covid 19 bi indi. yaa ngi koy dund personnellement ni ma koy centré nun nga koy centré. waaw wala giri noonu la koy centré. nga ko yuuxu rek ma fi am Sénégal ah. nekkul sax Sénégal sax àdduna bi la. dañuy gëm yàlla aussi tamit yàgg nañu toog duñu yor dara duñu yor ay millions duñu yor ay 100 000 francs aussi parce que àdduna moo tëddee noonu. donc moment bi muy ñëwee rek da nga koy sant yàlla. oui c'est normal. mais oui Modou. voilà man dama bëggoon laaj Gris Bordeaux mooy juste ak lutteurs yi muy diriger dama déggul ñoom seen combat bi bon enfin nee nañ waxuñu defuñu combat mais fi nga xamante ni mooy apport ministère des sports. ba tey comme que moo leen coiffé ñoom ñëpp ba tey ñoom est-ce que commencé nañu def ay jéego pour rencontrer ministère des sports lan lañ ci wax ci seen combat bi ñu jóg wala seen front bi ñu fas yéene def ngir fas yéene jàkkaarloo li nga xamante ne ñoo waa CNG. Gris bismillah. non le ministre du sport moom dafa bokk ci ñun te comme que actuellement nii mandat wu CNG jeex na te xam naa ni. octobre lay jeex le 30 octobre prochain. bientôt. te man xam naa ni c'est sûr et certain du leen nekkul ñoom ñoo fiy toogaat. parce que il est man loolu leer na ma. da ngaa yëg lu ñu yëgul. non mën naa yëg loolu yëgul. parce que wala ba pare. parce que ministre bi tey mi ngi def liggéeyam franchement parler mi ngi def liggéeyam mi ngi concerté wu de gauche à droite. parce que tamit tey ku xam ni sport Sénégal ni muy fonctionner c'est pas quelque chose de facile ah. mi ngi xool experts yi nga xam ne tey ñu ngi ñëpp ñu ngi ŋànk ci wàllu làmb parce que làmb dafa intéressé àddina bi làmb c'est notre sport national. lif affaire bi bu fi nekkee ba léegi ça veut dire que ànd na ci. non mais seen mandat day jeex bientôt dans quelques mois lay jeex. octobre lay jeex. kon ça veut dire que mi ngi ut ku remplacer CNG. ça veut dire que mi ngi concerté wu de gauche à droite. kon ça veut dire que tey ñun xam nañ ni ñun am nañ confiance ci le ministre Matar Ba. di koo xam ne sport rek moo ko soxal. dara jaraloo ko ci àddina mu fi tegaat CNG parce que tamit on en a marre. mais bu ko ministre bi reconduire nag lan moo dara nekk. non loolu amul moom loolu du am insha allahu rabbi. ah ouais waaw ci kàttanu yàlla parce que Matar Ba fekk na fi ay discipline yu bare yoo xam ne tey dafa amoon ay yu gën a compliqué que la lutte. léegi bu leen leeree ni waa ji day dem octobre xaw ma novembre kon lan moo tax ngeen di kaas. non ba ñuy kaas ak léegi du benn kan kaasatuñu. ok yow lii ça fait il y a 8 mois de cela. on était en confrontation avec le CNG depuis avant Covid-19 bi. boobu daaw ba léegi. mais li accéléré casse bi mooy coowal arbitre yi moo gën a accéléré li ngeen xamante ne mooy casse bi. waaw arbitre yi moom te lu olof di wax naan tombé waral ay gaaf. arbitre moom li ñuy dal moo maanaam mbir yat bi leen li soog a dal maanaam tey ñoom li ñuy subir nii depuis des années ñu ngi koy subir malgré ñu ngi garder seen dignité ñu ngi garder seen personnalité mais tey. xam naa peut-être mën nañ def ay réflexion ci ñun xam ne tamit li ñu dal moo leen dal. mais ñun nekkatuñu sax ci débat wu xeex. Pape Cheikh nee nañ ma arbitre yi 10 000 francs la ñuy percevoir. mais Giri da nga par arbitre 10 000 par arbitre 10 000 francs te ko wax ci làmb la bokk. liñ doon kaas ñi naan am naa wala amul arbitre yi ñoo ko leer. ñoo ko feeñal. te arbitre joxe nañ ay sources yoo xam ne ñun sax xamuñu ko woon. arbitre yi boo leen déggloo li ñuy wax. soo ci concentré wu da nga naan mais CNG pourquoi da nga naan lii c'est inadmissible. mu dul nekk yow da ngay xeex sa condition de travail pour yow nga ne man mii kat dama am ay jafe-jafe làmb kat dana tas stade arène nationale. damay am problème su may ñibbi wóorul tey mbër ba ma arbitré. combat bi mu perte ko ay supporters lañ mën nañu maa dóor. aw ma sécurité. aw ma assurance.
c'est normal. aw ma benn protection maanaam policiers yi dañ may gunge ba ci buntu ba ñu bàyyi ma. ma jël oto wala ma jël scooter bu may romb man ça veut dire que arbitre boo xam ne tey. bi dem taxi lay jël. buy ñibbi fitam mi ngi ci xoltu gerte. waaw lu ci Sitor wax. waaw léegi nag nga ne nag ñooñu di kaas loolu na pour ñu xool seen condition de travail nga ne leen buñ ko fi waxati ñu ne déete waaye ñuy wax nga ne leen nga raje leen dàq leen sans droit. avis ndax avis la ñu joxe. waaw dàq leen sans droit ça veut dire que loolu loolu sénégalais bu nekk ci Sénégal di déglu waruloo ko seetaan. man kon xanaa sama bokkoon CNC dàq nañ bu yàgg ndax saa yu ma toogee télé bi sama avis personnel rek laay joxe de yéen seen affaire bi te ngeen a bàyyi. ça veut dire que loolu yëpp loolu la day wane ne rek tey ñun tey war nañ am ay réflexion ci njiit. tey li tax njiit ñuy bëgg changement. mooy tey réflexion yoo am ci bi ngay jiitee am na ñoo xam ne ñu ngi toog ci ruq bi ëppale la ko fuuf. ça veut dire que tey ñun dépassé nañ sax pour làmb sax ñuy utal sax ku koy jiite. pourquoi les acteurs de la lutte waruñu xool kan la ñuy mu nekk ay vote dans structure yi ngay gis ci àddina bi yëpp. fédération yi ngay gis nii yëpp comme ça nii membres yi ñoo koy voté. ñooy décider quoi. ñoo koy décider parce que tey keneen kiy ñëw sax ki nga xam ne bu ko fi Matar Ba tegee boo ko laajee mën a Matar Ba lay rendre compte ñun ñi nga xam ne c'est nous les acteurs principaux ñun ñi nga xam ne ñun ñooy bëre ñoo tax ñuy wax làmb bu ne mën naa ñàkk ba mu des mbër ñun ñi nga xam ne ñooy les acteurs principaux bu nekkee buñ la laajee nga ne ministre bi lay rendre compte keneen kii ñëw mën na gën a garaaw Alioune Sarr. te vraiment yéenay jël coup yi dóor ak ni mu méttee. non ñun ñooy làmb ñun nous les lutteurs c'est nous les acteurs principaux. kon ça veut dire que tey loolu dafa métti. benn jour dañuy waxtaan président ñu ñëw bi ma amee électrocution mu ñëw seet si ma. bala courant ba maasee. ñuy waxtaan ma ak moom. ñuy waxtaan di chamailler mooy tooñ ñuy waxtaan ñuy tooñante ma ne ko président yàlla xam ni de da nga am loo umpule. da nga musul bëre combat yow suba teel bëgg a sëlmu doo sëlmu. man loolu rek man li nga umpule loolu. moomu neewi ak moomu métti. maanaam li nga umpule loolu man loolu rek. billaay wallaay daf may déranger. surtout combat bi ñuy wane. bii li nga ci daj nga xam ne ñun tollootuñu ci xeex. parce que combat bi defe naa mu ngi la jàpp ba tey dañ toll ci wóolu nañ suñu ministre Matar Ba. te xam nañ li ñu doon jooy di ko kaas pendant des années. am na ci ay réflexion te ñu ngi koy bàyyi conscience am. mi ñuy woo de gauche à droite di waxtaan di am ay di xool les acteurs de la lutte. di waxtaan ak ñoom mais tollootuñu ci cadre xeex ak CNG du dépassé nañ loolu. oui. tamit ñu ngi reproché yenn yi Alioune Sarr lu yenn ci ay décisions ak yu mel noonu mais est-ce que c'est la personne de Alioune Sarr est-ce que quelquefois du texte yi nga xamante ni moom la CNG ci la CNG di tënku moom mooy jël yenn décisions yi ba nga xamante ni xëy na ñoom nag après seen bill mënuñu ko déverser ku dul ci Alioune Sarr parce que moom dernièrement déglu naa ko ci RFM ak Babacar Fall mu joxe yenn ci ay explications yoo xamante ni tamit très sincèrement am na ci lu xel nangu donc est-ce que yenn décisions yi moom lañ ko war a reprocher réellement. mais moom moo nekk ci boppu association ñu reproché wuñ ko dara. non man kayit yi moo tax. xam lu ñu koy reproché mooy dafay yàgg te dafa war a dem ñeneen tet ñëw. 26 ans amul lenn luñ koy reproché billaay gàcce ngaalaama dañ ko war a rëkkal ay jum-jum. mais na dem rek dañ ko war a rëkkal ay jum-jum mu génn par la grande porte. sargal ko takkal ko ay médailles. parce que nag loo gis ci àddina. lu mu fi yàgg am na lu mu fi def lu rafet. am na ay baax. mais problème bi amul lenn lu ñu koy reproché dañ koy reproché dafay yàggate dafa war a dem ñeneen ñëw. loolu lañ koy reproché. ci après Alioune Sarr ndax mbaa du ngeen fi rayante ba Alioune Sarr dem ngeen des fi du ngeen mën a gérer yëf yi des ak seen gàcce nag. ah mais Coro loolu insulte la. dafa mel ni nga mel ni nga ne Macky Sall bu fi jógee keneen ki fiy ñëw. non mais non. xam nga tamit yor institution bu mel ni CNG du ay caaxaan est-ce que loolu yëpp yéen a ngi ciy bàyyi xel préparer l'après Alioune Sarr parce que muy octobre muy 2050 muy 2040 Alioune Sarr moom en tout état de cause dina mas a dem est-ce que loolu yëpp yéen a ngi xaar parce que tamit yenn saa yi li ñu naan neex na nga nekk ci biti naan footballeur bi da nga waroon def nii da nga waroon def ne mais quand tu es réellement dans le truc yenn saa yi réalité yi mën na bañ a nekk les mêmes. mais loolu mu ngi ci loxo yàlla. d'accord. loolu moom mu ngi ci loxo yàlla kenn xamul ñu ñëwagul moom xamaguñ lu muy doon. mais Coro dafa mel ni rek Coro Senghor fi newoon. non maa koy tontu yow noppi rek. ku sama noonu la giri man yow laay waxal keneen sama noonu la. mais Coro Alioune Sarr docteur la. docteur la gynéco la. comme que docteur moo mën a ñëw. waaw vraiment. téye làmb pendant 26 ans. sportif yi nekk ñi nga xam ne c'est des experts
ci sport. Coro li ñuy wax ni da nga mel ni ku ñu saaga quoi. non mais saagawuma rek. mais Pape Cheikh. xam nga boo déggee Gris tout à l'heure dans ses propos dem na ba jàpp ni que ñoom war nañoo mën a choisir seen bopp que leen di jiite mais xam nga CNG dañ koy fàttali c'est une structure d'exception du fédération. maanaam structure la bu nga xamante ne dañ ko fi teg et le choix revient à l'État jël leen fi teg leen fi maanaam pour nga taxawal fédération dafa am lu mu laaj ay ligue da koy taxaw maanaam donc dans toutes les régions du Sénégal foog ñu taxawal fa ay ligue pour permettre aux différents acteurs ñu daal di bokk ci ligue bi bu ko daal defee ñu mën ko remonter pour mën a voter am fédération pour mën a am ki nga xam moom moo leen. mais bi ñuy teg CNG comité provisoire la woon. provisoire bu duré 26 ans. voilà 26 ans. provisoire pendant 26 ans. ay ban fu ba dem Alioune Sarr provisoire bu duré 26 ans. 26 ans. 26 ans xale juddu na ci ba sëy. provisoire la woon de. provisoire comme ça veut dire que tey ñun tey dañoo dépassé man li may dama dégg benn journaliste ma ko laaj mu ne bu fi Alioune Sarr jógee est-ce que mooy lan. est-ce que mais lu toll Sénégal. am ñoo xam ne seen àddina yëpp ci sport lañ ko def. Alioune Sarr suñ ku ñu respecté la. ba pare dégg naa docteur la mais c'est pas sportif. am na mbër yoo xam ne dañuy bëree ba pare. dañ leen di dagg ba seen reliquat sax ñoom ñooy mujj amel CNG. am na ñoo xam ne sax mooy loolu. duñu fayeeku. dafa am benn boy di ma réclamer mu woo ma téléphone mu ne ma Gris président. te ngeen a bàyyi. Kara Doole maa ngi koy nuyu. de passage. mu ne ma Gris sama jabar dafa war a am dama war a ngénte. ma calculer reliquat bi quoi ma war ko jëli CNG. ma dem mu ne ma tuuti ma des ma xaru bi ma génne si biti ma ne ko non xaru ëpp naa def. man dafa dem amoon fa 160 et quelques mille 175 et quelques. waaw 175 mille. reliquat mu dem gars yi calculer ko. na ko yaa ñu amel 5000 francs. ça veut dire que loolu mooy lay wax nii. loolu mooy wax nii nekkul benn mbër moo koy subir. dafa am loo xam ne tey boo ko comprendre Pape nekk nit kuy am yërmande ci nit. boo yi nga xam ne tey ñun li ñuy xam ne tey dañ koy ñaxtu muy Balla Gaye di ko kaas Gris Bordeaux di ko kaas ñun yàlla suturaal nañu làmb dimbaluñu la sargal nañu sagal nañu. waaye dañu am suñu ay rakk. yoo xam ne tey làmb rek la ñu yaakaar te yàlla xam ne de tey nii amatuñu espoir ci làmb. man tey bi ma defee ay investigation ci mbër yi nga xam ne dañu bàyyi làmb ji dem à l'étranger mais c'est des milliers. à chaque fois dañuy déggante dañuy déggante ay groupe lañ créé. ñoom boucher. xam nga c'est des centaines de gosses yoo xam ne seen avenir ci làmb lañ ko defoon. mais tey gis làmb ñu ngi sooxee. mais Pape bul fàttali la tey borom tur yu garaaw yëpp a dem Dumbul dem na Alamdar dem na Boucher dem na. mais ñooñu Pape ñooñu rek nga xam. Pape ñooñu nga xam li may wax c'est des milliers. Dumbul dafa teel a dem. ay ñoom Pape Konaté. capitaine PK moom daa teel a dem moom. Yaya Jammeh lii du jàng capitaine PK xam nga la moo tax mu dem. Baye Ma Ndiaye dafa bëre ba pare. Dumbul. li mu doon billaahi dafa bëre ba pare. guy gi pare di jëm reliquat mais 5000 francs la dese. 5000 francs. mu mujj genn. Zouba doon jooy ndax dafa métti quoi moom. parce que bëre ba pare yow ak coup yi nu mu demee noonu sa waay nga entraîné pendant ay ñaata mois. jug fajar dem diin dem géej dem saal léeg-léeg sax problème lekk bi day am war a dem dugg ci àll bi essence. mais attends. dama yaakaar ne est-ce que ñuy nekk xaalis bu ay nit lañu carrément. combat bi ban amateur. combat bi 5 heures stade dafa fees dell ban amateur moo seetaan lamb ji moo xam nga faral Balla Gaye moo xam nga faral Gris Bordeaux ndax kontaanoo bi ngay ñibbi sa kër. dëgg la combat bi ñaari jàmbaar ñoo ne woon 30 minutes. mais xaw nga dee. kurbañ yi tàkk mel ni ay étincelle pendant 30 minutes. ba ñu pare. Gris ba ñu pare bii il faut ñu tëggaat ko. waaw dama ne loolu mënu ñàkk loolu kay bu mbas mi jeexee kay dañ ko bu mbas mi parce que combat bi moo mën a révolutionner waat lamb ji parce que lamb ji la lutte est en train de sombrer parce que yéen ñaar ñëpp a joxe lu ngeen mën keroog. waaw mais Pape est-ce que mérité nañu keroog ku ci nekk nga ñu laal la 5 millions 400. Pape 5 millions du 100 francs. waaw c'est pas normal. 30 minutes. ah. Gris Bordeaux leer na la ba mu tëddee nelaw moom ba ma tëddee nelaw ndax sonn ak coono. barke Alxuraan. lekk sax mënu ma ko mais nga xëy suba ñu ne dagg nañu sa xaalis. juróomi millions c'est trop. 5 millions 400. 5 millions 600 yi ma dagg. 5 millions 600. très bien. maanaam yow mi nga xam ne le CNG maanaam combat bi moom lekk na ci sax loo xam ne boo demee promoteur bi lekk ko. parce que boo laalee Balla Gaye 5 millions 400 laal ma 5 millions 600 laal Reug Reug 800 000 laal Elton 1 million et quelque. maanaam CNG lu mu teg maanaam nit mu ci mucc. plus frais d'organisation 2 millions 500. waaw mais Pape loolu ba kañ nit mu ci mucc. man li mu teg nit mu ci mucc. man parfois damay wax ñu ne ma kii problème personnel la ma leen non
man mën naa muñ li sama morom di muñ mën naa ko muñ comme. parce que yow da ngaa mën wax Balla mënul wax noonu sànq ba tey yaa ngi wax Balla waxul. non man maa ngi wax yow tu es un vrai porte-parole. non man maa ngi wax mais Gris mooy président aussi. non man Pape dama fi toogee ñaari casquette. Pape dama fi toogee casquette Gris Bordeaux lutteur. troisième tigre de Fass. très bien toogee fi le président des lutteurs en activité. futur roi des arènes. waaw yàlla sa jëm ñam bari. loolu jar na enveloppe de bu émission bi jeex. waaw loolu jar na Pape. parce que Fass amagul roi des arènes. non Pape moom bu nekkee daan mbër mooy tax ñu am ko incha allah dinañ ko am ci barki bu fi corona bi jógee moom. lépp dana leer. actuellement nii moom corona la ñuy xeexal. très bien pour corona bi jóge fi parce que corona bi tant que jógewu fi. Pape dëkk bi du stable. c'est vrai. Pape coow la fi nekk rek. rassemblement mënatul nekk. Pape lépp taxaw ku doon régler 100 francs actuellement ni juróom sax mënoo ko régler. Pape barki démb rek yaa ngi revendiquer sa 2 millions xaw ma yu ndax xaw. impacté bi xaw ma 2 millions 1 million yi nga doon wax xaw ma. sa xarmat yi nga doon wax nga waroon jotoo ko. mais xaas sax dafa impacté. dëgg la. mais nag vraiment. yéen recevoir nañ la gis naa leen ngeen dem seeti Abdoulaye Diouf Sarr mu baax mi. lu ngeen wax ak moom. Pape lii ak lu ngeen fa yóbbu. lii acte de solidarité la. parce que tamit Pape ñun nag lépp lu ñu am ci Sénégal. Sénégalais yi ñoo ñu ko jox. dëgg la. Pape ñun Sénégalais yi desaluñu leen dara. parce que bu ñu naan notoriété. richesse. Sénégalais yi ñoo ko def ci ñun. dëgg la. parce que c'est pas facile tey nga nekk ci benn sport. ba nga ciy dugg kenn xamula yàlla may la. tey ngay romb ci mbedd ñu ne diwa ngële. mbër balaa muy xam boppam dëgg-dëgg mu dem à l'étranger fu ñu dem ñu sargal ñu. Sénégalais yi ñoo ko def ci ñun. dëgg la de kon boog Sénégal yi tey bu ñu soxlaa jafe-jafe yi nga xam ne tey ñëpp koy sentir. danañu dajale suñuy déem ak suñuy daqaar. ñu mën ko ñàkk ko mën. mbir mi tey bi ñuy am bi ñu demee def ba am ay réflexion war ni war nañ def acte bu mel nii. dam ci waxtaan ak suma grand frère Yaxya Diop Yékini. tey boo ko neexoon croiser baraana bàyyi na bëre yoonam newatu ci mbir mi. dañ ci waxtaan mënuma Gris. comme que yaa nekk ci bopp association bi lépp loo xam ne yaa ngi koy jóg di ko dox. pour mbër jëm ci kanam boo ma ci wooyee dama lay wuyu. man de gis naa ni sonn nga ci torop. waaw te tey sama nawle mbër yii. tey mënoon naa ku ci nekk bu ma la jëlee téléphone woo la na la kat acte li gars yi def yëpp dañ ko war a def. kenn tànqalu ma ci. ça veut dire que ñun. dañuy wane lu ñun ñoo bokk ndey bokk baay. Balla Gaye mii noonu laa ko woowee téléphone boo ko ball nañ jóg parce que gis nga mbir boo ko defee mu rafet boo ko deful day ñaaw. gis nga mbas mi bu jeexee nii te defuñu li ñëpp def gàcce lay doon ci ñun. lu ma ko woowee noonu laa woowee Modou Lo noonu laa woowee Balla Gaye noonu laa woowee Eumeu Sène noonu laa woowee Boy Niang noonu laa woowee Tapha Tine noonu laa woowee Reug Reug noonu laa woowee Siteu ñoom ñëpp ku ma ci nekk dama la woo téléphone na leen bu fi xaalis ñëw na fi ay matériel ñëw ñu koy dajale di ko dajale ba nga xam ne tey bañ koy jébal Diop Sarr na dafa na fii ay lu ne ñëw la fi waaye bii dafa neex ci sama xol nga xam ne tey ndamu làmb la ak lu làmb yëpp tey bu ñu ko deful woon tamit day am lu des. heureusement ba lu ngeen tàmm la Balla day caravane yow da ngay social te nag Pape ñun mbër yi ci social lañ dëkk. dëgg la de lu ngeen tàmm la kay. ci social lañ dëkk gis nga tey li ñuy amee ci làmb. bu ñu ko doon yamale suñu bopp. li ñuy amee ci làmb dañ koy partager ak suñu ay dëkkandoos ak suñu ay xarit. su nekkoon li ñuy am ci làmb dañ koy yamale suñu bopp. mais yow 30 jours chaque jour mbana ba koor gi jeex. social weesuwul loolu. li ñuy gagné ci làmb bu ñu ko doon yamale suñu bopp. Ndakaaru boo nee benn immeuble ñaar ñett mbër ngay wax mooy ñetteel bi. dañuy partager ak suñu li ñuy gagné ci làmb. bu ñu yàlla dimbaluwul suñu ay xarit suñu ay supporters yi ñuy jàppale. kon mbër dina yéex a tabax kër. kon nga xam ne ñun social lañ dëkk ñun xaaruñu coronavirus pour social. bëri na ci ay mbër yoo xamante ni yéen a leen di jëndal xaru tabaski chaque année donc yàgg ngeen ci social ñun loolu leer nañu. kon Pape. waaw yow xam nga sax li ma xamul da muy bàyyi ci biir rek di def affaire nante rek. non dëgg la man li ma xam dafa bëri. Pape li nga xam bëri na. da ngay gis mbër sax ko di tabaski jot mu jëndal adversaire am xaru tabaski. Pape on est des amis. man da ngeen maa war a dugal CNG. Pape non il faut sax mbëri jëlee def la conseiller parce que yow li nga xam ci dëkk bi bëri na Pape. c'est vrai ay mbana ball chaque jour mbana pendant 30 jours. nga koy jox ay nit di ko jox ay néew ji doole ñun gis nañ ko dañ koy wax ñëpp dégg ko. c'est ça en fait soxna Fatick donc yàgg ngeen def social Fatick.
waaw Gris ak Balla Gaye ñu ngi leen di nuyu man nag fi ma bëggoon sànq ngeen ñëw fi Gris yaa ngi koy brosser ci sa biir wax nga naan lamb mi ngi sombre ku nekk namm na takkusaanu Balla Gaye Modou Lo. wala doguma la garmi mi daa mel ni gàllaaj da ko jàpp sànq ba tey waxu te nit ñi ay safalam nañuy xaar ne biir dëgg la waaye ñu ngi wax ci Alioune Sarr nga ni pat gàllaaj da laa jàpp hélas Baye Cheikh Gale Baye Cheikh Gale nañ la bàyyi rek Gale xam nga Amadou Mbaye Garmi Gale sama ñaari champion yi toog xam nañ Amadou Mbaye Garmi lu mu dégg ci ay noppam ci noppi garmeem yi te waxu ca dara ngeen xam ne am na lu xew loolu la yàlla dogal ndax man CNG yàgg naa fa de yàgg naa ci làmb ji lool am na tamit yu ma fekke mbay lu xew ci yu baax am na yu ma fekke Gale lu xew ci yoo xam ne yii tubaarkàlla mën naa ko wax Gale lu xew waaye dama bëgg a wax dara su mbir xewee ak fu mu mën a xewee lii waxtaan te muy dund gor mooy bokk toog waxtaan man de loolu laa gëm àdduna waxtaan la parce que àdduna waxtaan kese la parce que ñoom ñii ñooy champion lamb ji fi lamb agsi tey gor yu baax yii moo tax lamb agsi fii tey mu agsi mais ñu ànd ak président Alioune Sarr mi nga xam ne nee na léegi ngeen ne leen 26 ans 26 ans yooyu yëpp tamit Gris Bordeaux wax na ko am na yu baax yoo xam ne yi xew na fi mais est-ce que ñoom wootante nañu waxtaan est-ce que CNG woo na leen wala ñoom woo nañu loolu nag xëy na ñoom daje nañu seen daje ba ma yëgoo ko te nga ne ci la ay Gale lu xew déedéet Amadou Mbaye Garmi man léegi Nabien la je suis Nabien maman Henriette bu am xanaa foofu dee man Nabien laa de Amadou Mbaye Garmi je suis Nabien et je veux rester Nabien point Nabir waaw Nabir Mbaye léegi nag leen waxtaan seen biir rek man daal Nabien man daal lu baax laa bëgg a dégg bëgguma dégg leen Fati aja bismillah Fati voilà aca sànq Gris yaa ngi koy wax naan lamb mi ngi sombre te yéen ku nekk xam ne yéen a ko ŋànk yaa ngi wax ne génération bi ci seen gannaaw ñoom ñoo war a dëggal bu leen jëlee seen retraite ñoom ñu wéyal liggéey bi naka ngeen jàpp ne noonu ngeen war a defaraat wala boog noonu ngeen war a toogee waxtaane ko ba li nga xam ne moom mooy lamb ñu gën ko mën a suqali ndax dafa nekk suñu sport national réew mi ñëpp bëgg ko te jamono ji itam ku nekk namm na yi ni mel beneen bi aussi moom mooy li Garmi wax sànq ndax yaa ngi wax ne Aliou Sarr buy dem tey dañ ko war a tëggal ndax dafay bàyyi liggéey bu rafet ndax kon yow tamit jàppoon ni war ngeen a mën a toogaat itam yaatalaat jotaay au moins une dernière fois wala peut-être ngeen waxtaan ci ak la tutelle mu xool voies et moyens ndax wootante ngeen wala bu fekkee defu leen ko ndax jàppoon ni itam mënul ñàkk ngeen toogaay boo xam ne day yaatu tutelle bi bokk ci ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ahlu làmb yëpp mais loolu Balla di xanaa di nga ci mën a tontu waaw mais kon ni mu ko waxee rek waxtaan bi yaakaar naa benn yoon lañ ko mos a def CNG mu jiw muy bëri ko benn yoon ñun loolu la ñuy kaas loolu la ñu bëgg maanaam ba CNG balaa moo def dara wala muy teg règlement war na mën a woo tey mbër bii bëri les acteurs voilà mooy ko ren règlement bi lañuy tëral lii ak lii moom da ngay pare rek yow sa ménageur ñëw la indi règlement bi moom donc loolu lu ñu bëgg la lu ñu soxla la lu Sénégal yëpp soxla la parce que loolu mooy important bi donc ñun gisuñu suñu bopp ci loolu moo tax tey ñu lay wax li nga xamante mais ñun tamit dañuy am impression ni des fois da ngeen di topp xaalis ba du ngeen xam sax exactement lu nekk ci règlement parce que règlement it kër. partenaire waaw lamb bu doon xaalis kon ñun ñi suñu classe suuraale wuñu sa xaalis parce que ñun ndam la ñu bëgg. du question xaalis parce que CNG lu mu teg kenn mënu ci mucc noo mënti def ñu dagg la. c'est-à-dire que loolu foog ñu xam ko. mais ñun xaalis bi maanaam du d'accord booy liggéey di nga bëgg xaalis mais aussi ki ngay liggéeyal maanaam saison ibbi na mais nan la ñu war a waxtaanee aussi tamit loolu yomb na mbëri ci loolu lañ nekk casse droit bi mais gisuñu seen bopp ci loolu. mais am nañ droit aussi tamit ñu gis faay yu CNG def wax ñu ne deful lu baax mais faay yi moo ëpp lu baax donc am nañ droit casse. lu ñuy kaas tey Pape comme par exemple je donne un exemple tey un Balla Gaye ni mu mënee défendre ay intérêt président écurie mënu ko défendre ay intérêt kii tey bu nekkoon da nga doon teg règlement boo doon teg règlement à partir de année prochaine règlement yi lii ak lii changement yi lay am tey pourquoi nga war a woo ténor tous les ténors de la lutte kenn woot parce que loolu mooy
loolu mooy tax dara du la ump loolu mooy nga xam ne yow kii nga xam ne da la jiite nekk sa kilifa am na considération envers toi. làmb da ngay dugg nii sax boo yëkkatee benn kàddu jëmale ko ci CNG da ngay dugg làmb sax ñu lay mel ni da nga leen non mais affaire boo xam ne yow loolu il faut nga nekk ci milieu bi pour xam ni ñii ñoom boo nekkee mbër mënu la bañ a metti parce que da nga naan ñii man nan laa mën a nekkee mbër ñii bu ñu amee dara man maa tax. seet gafa année yi nga xam ne mbër yu bëriwuñu dañoo am lu ñu téye seen gafa. seen kees yi amul dara. ça veut dire que bu ñu bëriwul du ñu am dara. ça veut dire que tey concertation. lu mu defarul du ko yàq. mais mosuñu koo sàkk ci ñun. mais est-ce que des fois bon c'est question bu xaw a bizarre la te dama koy dégg souvent ci quelques Sénégalais est-ce que des fois du ngeen am impression ni xeebeel daf ciy juddu ci wàllu xam-xam. non koo xeeb mu yab la mbër yi jànguñu école. xamuñu contrat. mbër yi seen jàng bëriwul. seen jàng soriwul est-ce que yéen du ngeen am sentiment wu xeebeel bu am ci concertation yi ñu leen dul woo. Pape mbëri ñi si jàngul mbëri ku ci jàngul yeewu nga. xam nga illettré mooy kan. illettré mooy ku jàngul muusuloo xam nga ku yor ay millions. illettré mooy ku jàngul alxuraan jàngoo français muusuloo. mbëri amul ku ci yewwul ku ci xamul nu mu demee. le problème c'est que ay millions ku koy yor xam nga foo koy dugal de gars yi nii xam nañ fi ñuy dugal seen xaalis de. mais réew mi bëri na ñoo xamante ne ay milliards la ñu yor te jànguñu. te jànguñu loolu du ay affaire jàng ak ñàkk jàng affaire de considération maanaam tey ki nga xam dafa nekk sa kilifa nawloo la xamoo xanaa ma nit même boo koy liggéeyloo di ko fay salaire. te respecté woo ko mu yab la. dëgg la lu amul respect bu bëri nekk ci Sénégal yëpp constat boobu la ñu gis envers CNG amul concertation amul nawlowuñu dañuy ñëw dugg ci làmb sax. tey da ngay wax benn wax nii comme ça nii sax dugg ci làmb billaay ñu koo ci gis mu jël kanam nga yóbbu ko àllaaxira parce que ci loolu lañ mës a dund ak ñoom. te respect moom mës a dox suñu diggante ak ñoom mais léegi problème ñun. tollootuñu fu ñuy nekk tollootuñu fu ñu naan dañuy xeexase dépassé nañ cadre boobu parce que ñun xam fu ñu toll ñun suñu ministre tutelle bi fi nekk muy Makhtar Ba. ak Thierno Ka bu CNG non. Pape da nga bëgg ñëw fii di ma. de ruubeewu ma sax damay. kii rek lay siffler ci suuf di muy ma Pape nant la xam naa la Pape yi ngay def yëpp. booy maintenant. buuba mooy def yooyu booy maintenant. déet boobu yëgul sa ay ak Thierno Ka de. mu ngi toog yëgul sa ay ak Thierno man mi maa yegg ay wi te. bëggoon la yore di la woo ci suuf yëpp affaire man xam naa yi di ko man sax bàyyi yooyu. yow daal da ngaa ñëw nuyu woo ko. Pape. Thierno la nuyuwul. Pape yàlla xam na ni. da laa ramas fasal la kanam. ñun am nañ confiance ci suñu ministre tutelle. Makhtar Ba. xam na ni sport rek moo ko ñor bi muy ñëw Macky Sall di ko wóolu di ko def ministre du sport. dafay fekk ay discipline yoo xam ne dafa am problème bi làmb am. da ko defar ba mu réglé ba mu taxaw te ñun am nañu yaqin ni lii nga xam ne tey dafa nekk ci làmb di gangrène parce que làmb ji depuis 5 ans làmb ji doxul mais nag corona bi ñëw gën ko ràngati parce que corona bu ñëwee fekk sa yaram problème yi mu am fa la jëm làmb ji yàgg na sooxe am ay jafe-jafe mais corona bi dafa ñëw nag gën ko doyal waar mais ñun am nañ confiance ci suñu ministre tutelle Makhtar Ba te xam nañ ñun suñu problème na ko réglé. waaye léegi Makhtar Ba moo jiite Alioune Sarr yéen a ngi wax ci Makhtar Ba lu baax Alioune Sarr na fi jóge affaire bi comprendre luñu parce que am nañ ay réflexion ci ñu ngi woo di wax ak ñun di waxtaan ak ñun man de le président mi may woo le président. lan moo tax toogu leen waxtaan kon. ma ne kon lan moo tax toogu leen xam nga sànq ngeen nga ñoom sàkkuwuñ ko mais est-ce que yéen tamit sàkku ngeen ko ci seen wàll ngeen mën a toog. actuellement nii Makhtar Ba la ñuy waxal ñun Makhtar Ba moo fi teg CNG di nga gis Macky Sall dem di wax ak. mais CNG da ngeen war a wax ak CNG aussi Gris. non CNG dépassé nañ fi ñu waxtaan ak ñoom. arrêté leen wax ak non dépassé nañ ci cadre boobu. mais mun a. man li ma lay laaj Gris mooy problème bi comme mu ngi persister et à chaque fois dañuy gis ni que amul solution te yéen ngeen nekk ay lutteurs am poids di contribuer bu baax ci li nga xamante ni moom mooy secteur sport bi. te constat bi ñëpp def aussi mooy problème bi nga xamante ni yéen moom ngeen ni jooy mooy ni que ñi nekk CNG ñu ci bëri duñ ay lutteurs wala boog du xaalisu lutte ñoom ñoo ko liggéey peut-être yéenay liggéey di cotiser ñoom ñuy jariñoo lan moo tax yéen usé woo leen ci seen poids boobu même bu fekkee ngeen di arrêté wala ngeen jël ay mesures yoo xamante ni da ngeen di faire peser seen poids pour problème bi ñu régler ko parce que nekk na problème boo xam ne sur des années amul solution te yéen a ngi liggéey ay porteurs de voix ngeen ak loolu donc mooy li Pape Cheikh di wax peut-être ngeen appuyer ci ministre bi mu teg
réunion wala assemblée ngeen régler problème mais problème boo xam ne bu kii waxee kee wax alors que comité la ñu wax comité war na am ay règles war na am ay instances d'appel war na am ay leviers yoo xamante ni mën ngeen ci appuyer pour ngeen régler problème bi une bonne fois pour toutes est-ce que yéen jëm ngeen xool ci wàllu yoon wala ci wàllu règlement nan ngeen mën a def pour faire peser votre poids. champion tontu ci loolu mooy président bi yaay ko wax lépp. comme président tey ñun loolu tey xam nga tey ci wàllu làmb Pape ci wàllu làmb benn yoon la assise de la lutte am ci histoire làmb assise vendredi samedi dimanche ñoo xam ne acteuru làmb yëpp dañu toog pendant 2 jours loolu suñu confrontation ak CNG moo ko waral Garmi mi ma nga fa woon. ah bon waaw ay galle Nabien ba nga fa. j'étais là mais je suis Nabien maintenant. maanaam tey Pape loolu tey peser suñu poids wane suñu bopp ñun ñooy acteurs yi Pape mooy ni loolu. wane suñu bopp jóg révolté wu. ne li fi nekk pendant des années mi ngi fi nekk. suñu liggéey ma ngay yàqu mbër bu bëre tey mën ngaa toog 1 an 2 ans doo bëre boo yu ndaw yi balaa ñoo balaa ñoo am combat dañuy fay. promoteurs yi bu ñu leen di jox xaalis du ñu leen jox xaalis liquide ay bloc lañ leen di jox bloc billet bëri joxatuñu xaalis ça veut dire que làmb dafa am courtier maanaam ça veut dire que pour nga bëre il faut que nga am courtier bu la dem doxale combat courtier ba da nga koy fay ñu xam ne suñu ay rakk yi di ñu siffler di ñu wax yooyu mu ñuy metti mais Pape looloo tax looloo waral suñu révolte bi ñu jóg ak yeneen yoo xam ne tey looloo waral ñu peser suñu bopp wane suñu bopp jóg bi ñu jógee ministre bi dafa woote assise de la lutte ñëpp ñëw ñu toog acteurs yi les promoteurs les communicateurs traditionnels les arbitres ñëpp ñu toog di waxtaan di xool problème bi lan la problème boobu moo indi tey CNG ñu élargir ko. mais entre temps bientôt dans 3 mois CNG seen mandat dafay jeex te ñun am nañ confiance ci suñu ministre te xam nañ ni ministre Matar Ba lenn soxla ko lu dul sport bi defaru te xam na ni ñun ñii tey incha allah ci kàttanu yàlla dañuy abal ñeneen ñëw. mais Gris est-ce que yéen vous avez un potentiel candidat parce que quelque part aussi si vous demandez à ce que Alioune Sarr dem ñàkkul ni am na kenn bëgg a proposer man dégg naa sax kii di El Hadj Bécaye Mbaye qui se propose comme candidat pour succéder à Alioune Sarr mais aussi ñenn ñi ngi wax waxu Gris Bordeaux waxu Moustapha Gueye ak yooyu est-ce que yéen non je veux dire Moustapha Gueye ou Tyson je veux dire donc ndax tey jii yéen am ngeen un profil bien choisi pour que mën ko proposer au ministre des sports par exemple. amul làmb c'est pas formellement que ni làmb bu Alioune Sarr jógee mbër ko war a yor mbër yi dañu war a bokk ci structure bi dans tout sport au monde demal ci judo bi demal ci karaté bi demal ci bëre bi demal ci athlétisme Amadou Diaba mi ngi c'est un médaille olympique la am mi ngi nekk IAAF depuis combien d'années mais ñun depuis CNG existe ba léegi amul benn mbër ñun tamit nañu nawloo sax ñun suñu anciens yi nga xam ne yaa Boy Kayré yaa Moustapha Gueye yaa ay Mbaye Gueye yaa ñooñu tey dañu war a bokk ci clé yi nga xam ne tey ak keneen ki fiy toog suñ ñooñu nga xam ne tey dañoo def ci làmb lu kenn deful dañoo war a bokk ci biir structure bi waruñu leen fa teg leen comme ay maanaam ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci biir CNG am na su ñoo xam ne dañu claqué la porte. la moo tax mu claqué dañ leen teg dafa teg rek mel ni teg leen benn genre fauteuil ñu jékki-jékki gisatuñu seen bopp foofu ñu claqué la porte dem seen yoon. ñun xeexuñu pour mbër jiite nekk CNG. dañu bëgg changement lañ bëgg te fii ñëw nag yàlla xam. mais ci biir toll nañ sax foo xam ne tey war nañ mën a ñun utal suñu bopp kuy nekk CNG. mais Gris ci biir association de yow xam naa ne tu parles au nom de l'association des lutteurs en activité mais ci biir sa biir association est-ce que am na actuellement ñoo xamante ni d'accord nañu ba tey kii di Alioune Sarr des fi. non amul kenn ñi bokkul ci association bi sax les anciens yaa nga dégg anciens yi amul parce que xamul tax. xam nga tey nga nekk ci benn structure. nee naa la du Alioune Sarr amuñu ak moom problème ku yàlla baaxal la. nee naa la li mu fi nekk at yi mu fi nekk yëpp am na lu mu fi def loo xam ne tey. am na lu mu fi redressé. mais yàgg bi mu fi yàgg moo tax ñuy wax kenn waxul ni kenn tollootuñu fu ñu naan lii moo baax lii moo bon dañu bëgg changement. tollootuñu fu ñu naan lii la baaxal lii moo baaxul. Alioune Sarr yàgg bi mu fi yàgg am na lu mu redressé ci làmb am na lu mu def ci làmb ay baax-baax. moo tax man la bu fiy quitté dañ ko war a rëkkal ay jum-jum. dañ ko war a sagal ko parce que il a beaucoup fait pour la lutte. mais malgré tout ça dañu bëgg changement. Pape changement dafa amoon am. suñu leaders yi ak suñu kilifa yi nga xam dañuy nekk ci bopp structure moo xam société moo xam lu mu mën doon.
dañu war a am conscience ni nit mbir doo nekk fenn bëgg fa nekk ni yaa ko moom. loolu africain rek moo am sañ-sañ boobu tubaab du ko def. nee nañ si xayma 13 ministres des sports ñëw nañ ko fi ba ko fi. man tey nii barki Cheikhou Tidiane Alioune Sarr bu nekkoon suma wóllëre wala sama papa wala sama xarit danaa xulóog moom pour mu jóge CNG parce que xamul tax da ngay nekk ci mbir nga nekk benn miit kenn sañul yëkkati kàddu bu ñagas jëmale ko ci yow. Alioune Sarr li muy dégg depuis 2 ans 3 ans yi mosu koo dégg ci àddina te am na ñoo xam ne ci xorma parce que Sénégal dañu baaxee xorma Sénégal dañu baaxoo wax baaxu nit. nit tey ku am ay doom dëkk ci dëkk bi am nekk kilifa tey dafa baax tey ngay wax ay baaxam mais tey mbir mi dafay toll fa nga xam ne tey nit ki buy wax yenn wax yu offensif sax du ko tey Pape nañu waxante dëgg. voilà. yàgg baaxul. voilà je pense que dinañu dellu si waat fàttaliwaat leen ni xaas itam mu ngi fi ci kanam dinañu jóg génn CNG nag ñëw ci làmb ji. ndax ma waxati rek. écurie Fass vraiment écurie Fass ngay toj te lijjanti woo ko di lijjanti CNG. Balla mii bëgg na déggaat roi des arènes xam nga yooyu itam débat la. Pape ngeen topp Alioune Sarr rek. xam nga yooyu itam naa ci ñëwaat. loolu ñaari points yu important. non Pape Cheikh chapitre boobu dañ koy tëj ndax. waaw dama bëgg ñu pause ak Ndiogu Afia mu béggalaatal ñu tuuti. ñu doog a delluwaat nag ci pàcc mi ak cosaan ak xam-xam yi am solo yi nga xamante ni moom la sëñ Abdoulaye Diop Khass jagleel sénégalais yi laataa ñuy dellu ak Balla Gaye 2 Gris Bordeaux. c'est vrai que waxtaan wi neex na Ndiogu nag dama fi teel a jot ay teranga yoo xamante ni mu ngi jógee ci ay xarit Ousmane Ziane Thiam moom daf la teel a yónnee 10 mètres Jesner mu ngi nii ma téye. Ousmane Iyane Thiam. voilà Ousmane Iyane Thiam. ndeysaan. waaw mbind mee jargoñe. ñu ngi koy ziar. voilà moom yow xam naa sax 2 mètres dina la doy. ah oui da ngaa tuuti mais 10 la def. ah 10 la de. yow xam naa ne 1 mètre sax mën na laa doy. wala ñu séddoo ko rek. maag yooyam dañoo tuute mbaay. jeex na après maire ba dem na ci sama goro ma ne ko moom daa jeex léegi de ma ne ko yaxawaat tuuti nañ ma bàyyi. yow da ngaa tuute mbaay lii mën nañ ci am maak yow ku ne juróom-ñaari grand bubu. nañ ko séddoo rek. voilà donc mu ngi jóge ci Ousmane Ziane Thiam et puis yor naa fii enveloppe de Modou Fall tam yónnee na enveloppe de bokkul ak sa Modou Fall defaati bi Modou Fall bu njaxeraat la. waaw Modou maa ngi koy ziare. waaw lii Modou Fall bu njaxeraat la Modou maa ngi koy ziare. enveloppe bi moo ko def ci yow ci cofeel. yow ñun ñii dañoo amuli enveloppe rek. waaye bu ñu amoon enveloppe jox la ko. xol bee ëpp ñoo bokk bàyyi ba noppi nga bokk ci kër gi. ndeysaan donc lii ci Modou Fall njaxeraat la tudd. ñu ngi koy sant. xaalis beeg booyet bi ko def du ma ko tudd. ndeysaan waaw parce que billaahi Ndiogu dafa baax mooy li ñu tàmbalee sànq. nit ki moom boo tuddee léppam yaa ko catu. waaw te su ma waxee rek ñoom Mamadou Ndiaye ne damay trak te traguma kii dafa baax moo tax may wax baaxam yi. waaw dafa baax ci ñëpp nee naa ba saane mi raxas kii da koy yónnee message. dëgg la saa yi mu yónnee 3 messages man gëj na ma koo tontu sax. beneen enveloppe ngi mu ngi jóge ci kii bayax la ne Saliou Mbayax. waaw Saliou moom terrain la may lii defe naa kayitu suuf. ndeysaan Saliou Mbaye Ablaye Diop jaar ak man rek sama waa ji kenn yow. lii Saliou wala ko may. kayitu suuf la. est-ce que. voilà terrain bi itam pour yow la ci teranga yi am na yeneen yu ñu jot. mais lii rek laa ci bëggoon lim. ku la defal lu baax it da nga koy wax. xanaa rek balaa ngaa jàll Paye Cheikh di la wax nii. li Fati Dieng doon wax léegi. libaas aram jàppale. ki nga xam ne mooy sunu albinos boobu. tubaarkàlla te nangoo liggéey bari jom. nee na jox na ko machine. waaw góor waaw mu nekk ñaari machine ci moom. loolu nag nekk loo xam ne lii lu am solo la. macha allah te loolu nag ci xeetu baax yi ci la bokk. jërëjëf di wax ne tamit dëgg yal na yàlla dolli jàmm. allahumma amiin waaw te ndax réew mi réewu jàmm la. te bàyyi ñoog nabien yi. waaw man de nabien la Modou Mbaye Guèye je suis nabien. waaw jaajëf Baye Cheikh. waaw xam naa ne buñ ma ko permettre rek ma ziar balaa may sikaraat. di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wër. allahumma amiin. di ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall yàlla na fi yàgg. di ñaanal Serigne Abo Fallilu mu yàgg fi. baraka. waaye suma Serigne sëñ Afia yàlla yokki leeram. amiin yàggal fi sëñ Baara Afia sunu Serigne bi. waaye sëñ Abdou Samad Mbacké moo di faati xare. moom it yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. am na lum ñu yónnee mën a garmi. waaw am na lu mu yónnee sànq man ak moom nag dañu yàgg te ñu bokk ci développement réew mi. sëñ Abdou Samad daf ci bokk. moom kilifa diine la sëriñ la waaye day contribuer ci réewam. su nit defee lu baax te nekk ci réew mi day ànd ak yow. soo defee leneen da lay compte
ma ne loolu laa ko nawee. macha allah ndeysaan ñu koy ñaanal waaye Baye Cheikh di ziar ñi fi nekk ñëpp di si jiital suñu jëwrin sëñ Ablaye Diop xaas nga xam ne ñoom dañ ko sopp quoi. wallaay ndeysaan. di bëggee Modou Mbaye Garmi baax di sant suñu xarit yëpp ñoom Alaaji Soxna Ibra Fall Mohamed Bergerie Marhaban Pape Gueye ak waa kër sëñ Touba yi Baye Cheikh ndax amuñ seen fay. mais di ñaanal suma jëwrin bu baax di ñaanal suma jëwrin bu baax muy Gana Messere di ko ñaanal yàlla sàmm ko. kon xam naa ne buñ demee ba ci kanam ñu doog a wéy. jeex na kon ñu bàyyi la nga dem ma fàttaliwaat mbokk yi en même temps ni mën naa ci profité rek joxe ci ndimbal yi numéro yaa ngoogu 88 628 72 86 ak 88 628 76 76 mën ngeen cee profité léegi nii ñu joxewaat ay ndimbal doog a jàll ci leneen di nuyu waa Ndindi Express voilà Ndindi Express ñoom ñooy gën a gaaw gën a wóor livraison la ñuy def Ndindi Express suma doom di ko gérer donc waa Ndindi Express yëpp pour vos livraisons ñoom ñu ngi leen di gërëm bu baax gën a gaaw gën a wóor Ndindi Express donc 88 628 76 76 ci li njooguy def ku ci dugg ñu jox la enveloppe bu duun teg ci dund weer muy ndimbal ci quartier général njoogu maa ngi wax ak ñi daa utal Bamba am kem ñàkku ko waral mu yaanu woon yanu way dem maa ngi wax ak ñi daa utal Bamba am kem ñàkku ko waral mu yaanu woon yanu way dem maa ngi wax ak ñi daa utal Bamba am kem ñàkku ko waral mu yaanu woon yanu way dem daa dëddu àdduna woon gannaaw njabootam bàyyi woon lépp ñépp jublu boroomam dem na Gabon ci ngor ba dellu si ak i ndam demaat Gànnaar ba dellu si waat andi ngërëm wali wu yaag sa tuppi yonen lépp lu nu moom te naan ku xool derem bu ñuul daaxala jum démb tubaab ya mu àndaloon tey seeni doom ñëw nañ diram ak seeni sët kii du morom sëñ Bamba amul morom amul morom amul morom amul morom sëñ Bamba amul morom amul morom amul morom amul morom man war na ma bind di wax ci ay mayam ndayit du man rekk la war ndax moonu moom zimaamun wara ashari ñëpp ko moom la dalaay fii aji kon ñépp ci yam boo dematul bul tere kay jëm ca borom boo dematul bul tere kay jëm ca borom Tuuba Xaadima fa nekkal sa borom Sëriñ Bamba baaxe yoon wa jëm ca boromam arash mi xam ne mooy jëm ca borom Sëriñ Bamba baaxe yoon wa jëm ca boromam arash mi xam ne mooy jëm ca borom santatina man gaynde Xaadimi Rasuul santatina man gaynde Xaadimi Rasuul bu wér a wér Sëriñ Fallu mooy borom Bosool santatina man gaynde Xaadimi Rasuul bu wér a wér Sëriñ Fallu mooy borom Bosool moo jaay njureelam jëndee ko taalibe sunu sëriñ sunu yaakaar Sëñ Fallu sunu sëriñ sunu yaakaar Sëñ Fallu borom na am mu am moo di Sëñ Fallu borom du am ko koy Sëñ Fallu moo àggale jumaa ji moom Sëñ Fallu ba muy juróomi sooroor bés kay Sëñ Fallu moo andi màggal gi ci biir Tuuba mooy rakki Mustafa te moo gëm Bamba
kuy lewatoog sëriñ Fallu yàlla ngay bëreel kuy lewatoog sëriñ Fallu yàlla ngay bëreel kuy lewatoog sëriñ Fallu yàlla ngay bëreel kuy lewatoog sëriñ Bamba 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 yàlla ngay bëreel su ma jooyee dama gisul kama mi noon ki nu daa jox te duñu ko laaj ma nga Tuuba lin xaadatil wujoori wal masaaliw bi tey bi wal jës bi wa inni saaliw lin xaadatil wujoori wal masaaliw bi tey bi wal jës bi wa inni saaliw ku mel ni Sëriñ Saaliw Mbàkke dootu fi am ku mel ni Sëriñ Saaliw Mbàkke dootu fi am ku sopp Sëriñ Saaliw jógal màggal ko ku sopp Sëriñ Saaliw jógal màggal ko nga dund ko balaa déwén nga raw say maasew waaye ku mel ni maam Seex Rafaal masu fee am ku mel ni maam Seex Rafaal dootu fi am ku gëmee ni maam Seex Rafaal masu fee am ku teddee ni maam Seex Rafaal masu fee am ku kawee ni maam Seex Rafaal dootu fi am ku teddee ni maam Seex Rafaal dootu fi am ku kawee ni maam Seex Rafaal dootu fi am ku sellee ni maam Seex Rafaal dootu fi am kuy lewatoog Sëriñ Bamba yàlla ngay bëreel 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 soora laamini ma alaamina jamina ji waxaree fawqa laamina mi ndam Cheikh Bamba yàlla soora laamini soora laamini ma laamina ji waxaree Bamba kenn la fawqa laamina mi ndam Cheikh Bamba yàlla Sëñ Bamba amul morom soora laamini ma laamina jamina ji waxaree fawqa laamina mi ndam Cheikh Bamba yàlla Sëriñ Bamba kenn la fawqa laamina mi ndam Cheikh Bamba la ndeysaan jaajëf mu ngoog Njóogu dëgg nañu de yàlla te noppeeguñu maa ngi gis ay taalibe yu réagir ñoom Papino création maa ngi leen di ziar Baye Cheikh maa ngi sant nag nee na caayaal na la waaw Papino création moom nee na caayaal na la te dara xewagul jeex na maa ngi bëggee nag ki ñu baaxee terrain bi xanaa nga jox ko suñu Ablaye Diop mu def si ñaan waaw kay di sant tamit Ousmane Iyane Thiam ak Modou Fall Bayax bi nga wax ak ñoom El Hadj Soxna ñi ci jàpp bu baax a baax a baax a baax. macha allah kon ñu ngi jégalu. kon ba ci kanam kon tey cant rek. waa jéem te noppeeguñu. noppeegu. voilà
Marème nag nee na moom teraangaam du ma ko jox yow la koy jox directement boo ñibbee. ndeysaan waaw. Marème Afia. waaw madame Ndiogo waa gis nga moom moo ma habillé ne ma damay barkeelu moom it yàlla na ko yàlla jàppale Pape Cheikh may profito. comme que da nga ko tudd ma sant ko. macha allah. parce que looy wax rek na nekk dëgg man seeg man dafa metti parce que sama kër amul tëj ku nekkay ñëw ba ci feebar bi nii sax su ma benn bàjjen maa ngi koy nuyu dafa mujj ne ma dinaa la jëndal ay saabook lu ne nga teg ko fi ma ne ko lu leen neex teg leen ko fi mais du ma tëj suma bunt et puis lu ma am du fanaan dama koy joxe te day accepté sant yàlla dëgg yàlla day dafay accepté kon maa ngi koy remercier yàlla na ko yàlla jàppale may ko ay wujju yu baax yoo xam ne duñu xeex ak moom ay wujju duñu xuloo ak moom Marème mi ci téléphone bu weex bi nga bëgg a wutal ay wujju yu baax yow bul déglu maaw mu ngoog jërëjëf maa borom ñaari boof yi mu ngoog Ndiogu ñu ngi ñëw àggali ak yow di nuyu Yacine itam mannequin professionnel mais ab taalibe la elle nous regarde tous les soirs c'est ma sœur di nuyu tamit ki nga xam ne yàgg na ak man ci wàllu sañse Khadim Mbaye plateau broderie Khadim itam ñu ngi koy ñaanal bu baax moom it suñu mbokk taalibe la yàgg jàpp ci suma liggéey depuis 2003 jamonoy RTS 2S donc Khadim Mbaye ñu ngi koy ndokkeel bu baax Modou Faye Mousli Couture moom itam kenn amul fayam ak soxnaam nit yu baax yaa ngoogu jatu lay bëgg Balla Gaye ba nga xamee ni boo ko bëggee tooñ sax waxal ci Balla Gaye contraire bi donc moom it ñu ngi koy bëggee bu baax ak képp koo xamante ni rek yaa ngi ànd ak ñun en direct ci télévision Futur Média li ñuy def rek mooy delluwaat nag ci waxtaan week Serigne Ablaye Diop Xaas gërëmati ko ci teewaay bi ñun nag ci domaine bu waay mën ne réew mi di la waxtaanee mën nañu laa recevoir ci quartier général bi on parle de tout moo tax ñu def ko daaw ren it mu ñëw seet si ñu defe naa mën nañ cee profité balaa ñu leen di tegal présentation ak éléments yi nga xam ne ni waajal nañu ko ñu jël téléspectateur bu nekk ci téléphone bi ñu baaxee leen itam ci ndimbal yi yooyu itam dafa am solo allo. allo salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. na ngeen def Pape Cheikh. kooku kan la. man la Khalilou Sow. yow la Falilou Sow. waaw. Sow Pulo fooy wootee. maa ngi wootee Cité Douane. ah Cité Douane. bi nekk ci booru Cité Aliou Sow. très bien wax nga dëgg Sow. allo. ah waaw Sow. waaw Cité Douane bi nekk ci booru Cité Aliou Sow golf. wax nga dëgg boori Géejawaay la foofu. waaw masque bi moo def la nag moo tax. da nga def masque bi. yaa ñu ko wax yaa ñu ko digal. waaw man waxuma ko digaluma ko masque bi neexul waaye takkal rek yàlla baax na takkal rek. allo. waaw takkal rek yàlla baax na. waaw yaa ñu ko digal de masque yi. waaw de takk ko rek yow takkal rek. takkal rek xam nga lu may def. waaw masque bi dama la ciy tegal visière. nga xam ni boo ko takkee nii. wallaay numéro ba jaxasoo na lii mooy embouteillage de woote Sow. waaw Pape Cheikh. waaw man ni léegi xam nga nu may def ak yow. waaw du ma la téye lu yàgg. man ni du ma la téye lu yàgg dama lay dimbalee 100 000. allo. waaw Sow. waaw Pape maa ngi déglu bu baax. voilà dafa affaire bi xam naa dafa saturé man ni dama lay teel a libéré dama lay dimbalee 100 000 francs. kontaan naa de. waaw may naa la 100 000 may naa la 100 000. kontaan naa trop yàlla xam na ko nag wax dëgg yàlla. may naa la 100 000 léegi maa ngi xool nu ma ciy tegee ay masque. waaw mais man Pape Cheikh. waaw. Rani de kontaan naa ci ñoom tamit. ñan ci. Rani. alhamdulilah bi mu ñëwee rek doon seen sponsor. da nga bëgg ci Rani bi. waaw ren de xam naa ne korite dinañ ci naan ba dara. yow may naa la juróomi kees yu ngand yu Rani. bu ma nekkul woon ci weeru koor de dinaa dagañ moom kooku wax naa la ko. déedéet xam nga lan la bàyyi ba korite mën nga koo ndogoo gis nga bu subaa. 100 000 yi ma la may. jërëjëf yal na leen fi yàlla bàyyi te 100 000 yi ma la may dinaa ci teg ay keesu Rani ñu livré la ko Géejawaay. te boo mutu nag danaa yuux bàyyi rek ma yemale ko fi. waaw jeex na kontaan naa. jaajëf Papa. jaajëf voilà donc ne quitte pas ñu jël la ci ginnaaw mën la jox 100 000 bi plus Rani bi voilà Rani bu bëri nga mën koo ndogoo ba korité léegi mu ñëw ñii surveiller weer bi nee nañu mënuñoo korité vendredi bon on verra
yàlla baax na dama ko ci bëggoon tegal ay masque yoo xamante ni mu ngi jógee sunu masque ah mais bon ran yi baax na keneen duggaat ñu teral ko teraanga yaa ngi yéen a ko moom ku dugg rek di nga am loo mën a bégalee sa bopp. Les lutteurs sont touchés dégg naa yaawu jaal mu ngi bëgg a dugg yaawu baalal ñu rek ay jaalu fajar moom 4 heures du matin jot bu ñu indil benn wax waaw yàlla baax na rek yaawu baalal ñu rek sa yóbbante dinaa ko jàllale na beneen téléspectateur dugg gaaw. allo. kookan la. allo man la maam Yacine. maam Yacine. waaw. na nga def fooy wootee. maa ngi wootee Géejawaay. Géejawaay ngay wootee yow itam. waaw. nu ngeen def ak mbas mi. mbas mi de métti na Pape Cheikh. ba yàqul dara ci seen liggéey ak. yàq na kay yàq na fi suñu liggéey de Pape Cheikh suñu lépp a taxaw. loo daan liggéey xanaa ba lépp taxaw. salon laa doon liggéey. yaa ngi woon salon waa salon yi léegi dafa tëj de. mais daa tëj Pape Cheikh ñii toog def ñu dara. ban salon nga nekkoon salon Fa Demba wala salon kii man gëj naa ci salon yi dama amoon sama salon mi dama koo tëj. da nga amoon salon ñu tëj ko. waaw. loolu metti na donc client yi ñëwatuñu lettatoo maquillatoo. defatuma dara Pape Cheikh maa ngi nii toog. 100 000 xanaa dina baax nga jàpp ci en attendant. xanaa ñu jàppandi ci rek Pape Cheikh yow loo teg mu baax. waaw 100 000 ma teg ci dara rek naa am mbuus mu mag ma ci teg de. xanaa loolu. waaw tegal naa la ci mbuus mu mag daal lii dafa diis sax. waaw jërëjëf. voilà c'est pour toi Mame Yacine bul raccrocher comme ça ñu jël la ci ginnaaw dégg nga. waaw kay merci waay. voilà merci beaucoup. am naa suma beneen Mame Yacine boo xamante ni anniversaire am démb la woon tey ou démb voilà on lui souhaite beaucoup de bonheur Mame Yacine de la part de Khadija Ndiaye ak toute la famille Ndiaye Ndeye Marie Balla Gaye bëgg Balla Gaye lool di ko bëggee suma rakk jooju moom tamit kontaan na ci champion bi teew tey ci plateau bi ayca 88 628 04 05 ak yeneen numéro téléphone yi nga xamee ni. ñoo affiché wu ci suuf écran bi on vous propose une petite présentation bu ndaw rek jëm ci Serigne Ablaye Diop Khass. feebar bi daal dina ñëw daf ma doon daaneel su ma daaneelee damay yuuxu rek damay daw di génn suñu kër di yuuxu après sama tànk yi tamit dafa damm woon mënu ma woon cee dox. yàgg naa toog feebar bi yàgg na ci man ndax ëpp na fukki at ak juróom sëriñ bi reer ma ngelaw la ngelaw seetaan la bu mu njëkkee ñëw ci moom muy ma taxawal ma taxaw mu jàpp fii mu ma lii de ngelaw la ngelaw seetaan la bu soobee yàlla di nga dox. depuis 1998 laa doon souffrir di am ay douleur au niveau des articulations bon léegi dama naan am peine pour toog sax liggéey toute la journée. muy jël ay traitement au niveau d'ici Sénégal. man may indi fii dan maa jàppoo woon ba ñëwee xale góor yi ñoo ma doon jàppoo. boobu dama yore woon ñaari bikk laa doon kii jàpp yàlla def ma dem ba benn jour ma ñëw ma gis ko ndeysaan moom ci biir moom sëriñ bi muy maman tey xam nga lan laa bëgg nga dox après ma mën a dox mën a dox ay waay loolu neex na di. mu ne tey de boobu laa bëgg man na la yàlla jàppale loolu rek laa yàkkamti lu mu waxoon yàlla def mu am def ma lu may def mun ma jógal ma jóg mun ma doxal ma dox mun ma delluwaatal ma delluwaat ma toog. mu noddee timis rek daf may sonal day après ma demee suñ kër mu sonal ma ñu indiwaan ba fii samedi ba ma ñëwee nag wax dëgg yàlla sëñ bi moo ma faj dugal ma ci biir faj ma ba ma génn pare mënu ma jugoon nga taxaw ma jug taxaw mënu ma bul jàppandi fenn taxawal rek ma taxaw ba ma taxawee après mënu ma doxal ma dox mënu ma mën nga see dox ma ne ko xaaral ma dox nànk après affaire bi bàyyi mënu ma jëlal xaalis bi nga dem si bitig ba nga jënd ndox te bu la jàpp kenn jàpp après si laa jëlee xaalis bi génn dem ba si bitig ba ma jënd sama bopp ndox ñëwaat te kenn jàpp ma. parce que bu mu ñëwee automatique moom dafa ne que affaire olof la waaw li ñu commencé li may jox ay seen garabam yi fii li muy suur may suivre daal à chaque fois rendez-vous mais 2 séances yi ma def remarqué naa jëluma garab mais sentir naa que sama douleur dafa atténuer comme ni ma daan jëlee
garab yi noonu sant naa yàlla daal ba xam ne moom gis nee na mën na ma faj déjà loolu rek c'est rassurant. dama jooy ma génn fii benn mère ku ma gisoon kooku ñun ñoo doon nekkandoo woon fii toujours yee ñëw leen seen mère bi dox na sëriñ bi yëkk na seen mère bi kaay leen waa ana bekk yi ma ne ko mu nga foofu waay bu ma kenn laaj bi. kon man damay wax ni toujours bu ñuy xool feebar bi dañuy xool jëm bi feebar bi lan la xam nga damaa tëdd guddi sama tànk di jàmm wala ma gis ñu fas samay tànk ma xëy rek teg sama tànk ci suuf daal léegi kooku man bu ma ko jëlee dama yóbbu hôpital mais li ma war a xool mooy li doon fas tànk yi bu mu xëy daanu noonu lan la. kii bi may ñëw gis na ma bu ma toogee tuuti damay sonn mais bu ma yëg escalier yi damay sonn suma colonne vertébrale bi suma tànk yi yëppay diis damay sonn suma yaram bi day tàng damay dem ba du ma sentir suma yaram damay tëdd du ma xam sax lan mooy metti. vraiment dama demoon accident depuis 2014 ci laa defoon accident Kédougou ok depuis boobu maa ngi faju nag par la suite après ci léegi ma. voilà li ci des xam naa di ngeen ko seetaan après documentaire bu ñu réalisé jëmale ko ci Serigne Abdoulaye Diop Khass gërëmati la ci teewaay bi sànq ñu ngi nekkoon ci waxtaan bu am solo jëm ci pajum cosaan jinne rab nga gis ni nit mën na ñëw seet si ñu mel ni yéen faju delluwaat wér affaire bi songaat ko itam mu ñëwaat donc ay mbir yu xaw a kéemaane yoo xamante ni man j'ai eu la chance ma fekkee yenn ci ay mbir yu ngeen di defal malade yooyu le loolu du lu ñuy jàng ci école sax defe na waaw Pape du lu ñuy jàng loolu bu ñu waxee xam-xam lu mel noonu moo tax xam nga xam-xam ñaar da ci am ci ndimbalu yàlla di nga dem jàngi ko ca ni ko mag ñi daan defee léegi diw borom barke la borom baatin la nga dem fa mu yëkkati yëf jox la ni la lii jëfandikoo ko defee ko nii dina faj nangam am ci ñoo xam ne it comme loolu ñuy woowee jinne it même chose dana bëgg a liggéeyloo nit comme boo xoolee ñu yor tuur ngay gis jinne day ñëw ni la léegi par exemple jinne ji dem ba bëgg a baaxee xam-xamam day ñëw ni léegi jël benn mag ni ko sampal ma fii nga toog fii liggéeyal ma léegi nag kooku jinne bi moo koy conditionné bu dee ci wàllu rab bu dee ci jinne mooy jalang mais ci dee wàllu rab mooy tuur dafa am rab am jinne ko waaw si parce que bu dee ci jinne ñoom jalang la ñuy yor genre xërëm moom daanaka ci lu bon moom lu baax moom duñ ci dox toujours ci lu bon la ñu jëm xam-xam bu ñuul waaw parce que boo ñëwee en général mooy yi ngay dem ñu lay laaloo sàngara ni da nga ciy raxasu en plus nga dem ñu rey deret tuur ci xërëm bi nga sukk ci jinne bi ñaan sa soxla te xoolal yàlla li Serigne Cheikh naan loo defewul ni yàlla du ko seetaan na lu ko raw automatiquement lañ fa ñaan day am parce que day ànd ak jëyub yàlla te pourtant li nga yàkkamti dem sukk ci jinne boo ko ñaanoon sa borom ci sell mu defal la ko ñun problème boobu la ñu am parce que nit ñi dem nañ ba loolu nga wax rek génne nit ci rab bi ñëw duggaat la waaw parce que xam nga tey loo neexal ni ko dimbali ma rek mu ñëw nga ni ko demal jënd bëy bu ñëw nga jël mu rey bëy bi tuur deret bi ni rab bi léegi jëlal deret jooju ma neexalee la ko nga may ma bàyyi kii kooku forcé woo ko de da nga koo ñaan léegi ci biir ñaan boobu moom mën na la wan ginnaaw toog tuuti rek mu neexaat ko mu ñëw duggaat ko mooy bii dem di ñëwaat bokkut ak bi nga xam ne nag neexaloo ko xam nga nit ki ma dafay wax ni li nga gën doo ko neexal nit moo gën jinne kon li nga xam ne nag yaa ko gën doo ko sukkal doo ko raamal par exemple léegi bu kooku dalee loolu dalee ko mu ñëw ci yow kooku waroo koo rayal waroo koo defal loo xam ne dañ naan lii xaaral ma tuur ko neexal jinne bi pour jinne bi mën koo bàyyi loolu quelque temps la en général man damay faral di wax ni képp ku rey jinne tànk bi doon metti peut-être ci fukki fan yi da ngay gis tànk bi day bàyyi mais jàppal ni buy jinne ji ñëwaat ñaari tànk yëpp lay jàpp parce que day bëgg nga rey lu raw li nga rey atoon d'accord après finalement ndax fere yi du gën a bëri Pape am na ñu yor lu ne ci àdduna ñu topp leen di leen reyloo ba yoratuñ ñaar fukk waaw loolu tam pour lan la yow tam déedéet mais sëriñ bi rey attention de sëriñ bi rey am na ci ñaar tuural na jinne bi kontaan na yàpp bi jël na ko def ko ci frigo xam nga ni kon am na ci ñaar mais yow moom reyloo nag yow la lor nit ñi ñoo war a yeewu nga dem ci sëriñ par exemple bu dee sarax mu ne la utal ma bëy bu ñuul kukk te Pape am na ci loo xam ne tey lu mbir dox bu la ko sëriñ reyloo rek tiital ci sa bopp am na sëriñ yoo xam ne sax ñu ngi lay reyloo dara pour neexal jinne bi pour mu yokk ko moom yow fekk mu lor la moo tax foog nit ñi bàyyi xel indil ma ganaar man daal lépp lu may jënd di ko rey day fekk ma koy lekk man waaw sëñ Ablaye mais nit lan moo tax jinn di dugg nit
xam nga tey am na ñoo xam ne ci seen biiru yaay ba ñu juddoo jinne dana ko xool sopp ko xam ne kii kilifa lay doon mu toppee ko foofu am na ñoo xam ne ci seen biir yaay la leen di jàppee am ñoo xam ne bis ba ñu juddoo la leen di jàppee am ñoo xam ne tey am na ci koo xam ni gis nga bi muy dem di jàng jinne ji topp na ko daanaka lu tolloog ay semaines yoo xam ni même jëmm yaayam lay jël te toujours moom day teg ni yaayam la fekk du yaayam ba bi mu tuggee ci oto bi toog nii fay paas jinne bi dugg toog fay paas bis boobu la gisatul loolu te boobu la ko solu c'est-à-dire ça dépend moom da nga koy xool da nga koy romb mu neex la mu ni kii neex na ma rek topp na ko wala kii borom daraja la topp naa ko wala kii war naa dooni lii du ma seetaan lii moo tax lu bare ngi xew ci réew mi c'est-à-dire sacrifice yu bon yi ñuy def ci jinne yi day dem ba dañuy téye xelu kooku da koy fàtt te jinne en général bu demee ba solo la ba dugg la nag moo lay contrôler de gis nga tey ni nga di toogee jékki-jékki ni mu ngi may woo kenn mënatu koo téye nga gis muy waaxu di dem ngay fipp muy yuuxu waaw kooku xam nga la ca moom ëpp na ko doole yaay ja taxaw ni ko maa la jur mun ko bul ma jur foo ma mën a juree yaay ja dina jommi fekk boobu amaana yaay ja am na lu mu defoon fàtte na ko wala ba mu juddoo nekk ndaw jinne ji dugg na ko d'accord am na dañuy seetaan lu bëri ay vidéo ñuy gis ay sëriñ yoo xam ne dañuy jàkkaarloo ay nit ay Pape Cheikh naan la génnal ay Fati sax souvent ñu naan la cëpp na dama ciy dégg ay Fati ci ay Cheikh bokku ci baax na jërëjëf léegi ñu naan la génnal topp jinne ji naan ko génnal nga naan génnuma ak loolu am na ñoo xam ne sax dañuy dem ba dañ naan du gëmuñu mel noonu ñooñu lan nga leen di wax waaw xam nga tey parce que yenn saa yi mu mel ni théâtre am na ñu koy def ci ay salle de spectacle tout à fait di yooyu caaxaan la émission ci plateau télé yi day bëri ay jinne Pape xam nga yooyu moom caaxaan la mais gis nga tey par exemple ki ñëw jël beekeem mënul dox mbaa àndoog ay jinne ñëw fii tey Pape ki ñëw jël beekeem xam naa la de Pape ki jël beekeem mënul dox jinne ji toog ci ëmb ba kooku faati nekkul loo koy jox gis nga fa jinne ja toog fa ngay dóor bàyyil mu bàyyi génnal mu génn c'est-à-dire gëmoo ko xam nga ki yor beeke ñëw nga di génnal mu génne doxaat boppam kon lan na ko tànk ya lan la c'est-à-dire li ñu war a xool du loolu de ak aussi loolu am na gis nga jinne du da lay ñimee nga koy rayal di ko def déedéet am na fu ngeen di toll boo waxee rek da lay dégg ni ngay waxee mu lay dégg noonu lay waxee mu lay dégg parce que ci jëmmi nit ki la dugg ça dépend fa mu làqu gis nga ko déet bu ko wóoree ni gis nga ko boo ko wax loo mu wax loolu force la boo ko nee génnal nag waru laa mën a yëpp day mën a génn te toujours buy génn nag ngelaw lay génnee te en général xoolal tànk ba mu génnee kooku boo ko taxawloo woon automatiquement day daanuwaat parce que fa mu génnee day téye si didier parce que yàlla may waaw dafa mel ni rek nga ni tubaab bi xam nga nit la waaye dafa bëri ay façon yoo xam ni bokkuñu ci côté boobu la parce que boo xoolee jinne seen kattan lépp safara la rab seen doole lépp ndox la moo tax bokkuñu jinne lu ci ëpp ci àll lay dëkk lu ci ëpp ciy garab mais rab nag lu ci ëpp mu ngi ci biir ndox kon ute nañ seen biir ñoom ñaar waaw léegi sëñ Abdoulaye léeg-léeg ngeen bëgg a faj nit te yàlla jubawulew leen ba li nga namoon ci kooku amul kooku tamit dëgg-dëgg ban waxtaan ngay wax ak moom pour wane ne ko daal dëgg-dëgg man daal seet naa ko seet waaye yow daal dëgg-dëgg yàlla jubalewuñu mën nga seeti keneen waaw xam nga loolu léeg-léeg mu xew waaw loolu waaw xam nga nit day ñëw ci yow andi moo xam lu ko mën a indi nga xool ko ni ko mën naa laa faj gis nga sarax ñun dañ koo xeeb waaye waxuma sarax nag waxuma ay indil ganaar ak yooyu mais amul lu mu mënta fànk ci àdduna leneen li mooy yàkkamti bi ñuy dal ci gis nga nit ñi kër sëriñ si dañuy maanaam dañuy jaaxle dem mais bu ñu tanee tuuti rek toog ñun suñu problème ak ñoom loolu la te da nga gis léegi médecin rendez-vous bu mu la jox da nga koy respecté mais ñun des fois nga jox nit rendez-vous mu ne man tane naa am na ñu koy faral di wax toog lu mat weer affaire bi attaqué waat ko nga dégg mu ne demoon naa ci diw parce que lu mel ni ngelaw loo xam ni dafa dugg solu la ba tëye la koo xam nga di génne bu mënta yomb li sëriñ bi mën a def nag mooy toujours fa mu toog lay wàccee léegi bu wàccee ba pare nag day dem topp say traitement yooyu ngay topp nag suñu borom mën na la ci suturaal sëriñ bi nag bu demee ba télé mu xool sarax yooyu mu lay génne pour lu mel noonu la dem na ba xam ne jaaxle na mu xool xam ne tey kii kat sarax bi baax na ci moom nga ne ko génneel sarax bi yàlla dina la ci suturaal ndax sarax lu mu mënta fànk ci àdduna amul lu mu mënta def loo def nit ci àdduna amul parce que nit dina la jéppi génne loolu la sarax boo xam ne boo ko defoon tey sa àdduna yàqu allahu akbar te pourtant ba nga koy génne da nga koy dem génne ko xol di ma ko wax di wallaahi boo ko defoon di nga romb nit ni kii laa romb fii day mel ni sa xamu la fekk moom moo la dëddalee niñ te saraxa la ko yóbbee
moo tax nit ñi foog ñuy bàyyi xel man damay wax ni boo demee bay génne sarax man toggal ay ñam joxe ñu lekk te yàlla tax la nga ciy yéene suñu borom da koy def mais am na ci benn waaye bu ma ko mës a wax ni ma man dama sonn fay naa sama xa fay lee saraxu sondeel imagineel nit ñi la maa ngi tukki nga du ko génneel sondeel bu du baykat bi ku ne xam na ni sondeel boo ko sampee fii lay jeex te fii nga ko samp boo bëgg a génn kon yaa dëj sa bopp moom mënu ci xam dara ko génneel tanewu ko de am na si ñëw da nga leen di woo léegi ñu la defal sarax bii fekk yow loolu ngay def mooy sa musiba mu ngi mel ni lu doon jàll woowu la de da nga koy def de da ngay gis sax nit takk loo xam ni da koy wóor ni fu mu romb jinne dugg ku dem fekk yëfi jinne takk ko ni jinne ngay muslu foo jëm. mais yenn saa yi nit ñi du am ñu ñëw ànd ak jinne yu foor ëpp leen doole ba ngeen ni xam ni kii ay jinne ko jàpp mais demal mënuñu engagé jinne yi boo gëmee yàlla ànd ak ñoom bañ leen a neexal ci dara waxiirlu ci sa borom jiital ko jinne du fa taxaw problème bi kay mooy nit ñi ñoo dem ba gëm yëfi jinne di nga ko jox lu xonk mu seere ko dana am naa gàllaaj lu xonk rek rayal ko takkal ko dret fas ko jëli turu jinne jat jox ko mu ni hey sëriñ ba ma demoon ma fekk loolu mooy musiba am ndax yaa ngi fanaanoog jinne yaa ngi yeewoog jinne yaa ngi lekkandoog moom yaa ngi sangoondoog moom foo jëm léegi sëñ Ablaye maa ngi ziaraat bu baax léegi par rapport ak li nga expliqué nii ku ne xam na ne moom jinne yi moom suñu borom si sawaral la leen bindee donc li si ëpp ñu si bëri ñi nga xamante ni dañ leen di traité dañuy utiliser li nga xamante ni moom moo di ndox donc si traitement boobu laa bëggoon ñëw ndax traitement bi day nekk ay sarax kese wala day nekk alquran wala day nekk li nga xamante ni moom moo di yeneeni mbir ay sunguf ak yu demee noonu yan façon traitement wala jinne bu nekk ak ni ñu koy traité lay doon waaw loolu day nekk jinne bu nekk ak ni ñu koy traité xam nga tey ki dem ci nit sëriñ dama bëgg nga dofloo diw wala par exemple damaa bëgg a xabtal diw mu génn subhanallah léegi sëriñ ba woo turu jinne ni jinne ji dugal ma ko génne ko fa xam nga kooku dèjà tey boo ko doon génne ñaaree am da ngay xool sarax ba ko kee defaloon nga defal ko ba mu mën a ñëw parce que tey bokkul dañ koo rayal sant ko te daanaka mission la lay doon danaan lii su ma ko deful damay wor parce que tënk ngeen ba jubboo ci li ngeen jubboo lépp loo ko laaj defal na la ko yow jinne bi kon kii dafa war a génn dëkk ba tey da nga gis jinne bi fu mu mën a nekk da koy dugg te li ma lay wax nii tas na sëy yu bëri li ma lay wax nii yàq na lu bari ci àdduna li ma lay nettali nii parce que sarax jinne bu tëlee bu të lañ koy defal ndax foofu xam nga sarax dafa doy waar dafa am lu bari lu nekk ci sarax ay caw ko yu bari waaw ndax daanaka boo ko defee rek yow day mel ni sarax nga tële nga ci li nga da ngaa wakkiirlu ci sa borom te yàlla na xam nga xajul ci dara moo tax sarax am important ci côté boobu mais sarax bu sell te leer moo ëpp solo nañ moytu rey moytu jëfandikoo yu bon yi rek te xam ne yooyu moom gis nga bu la yóbboo ci miir bi da la fay bàyyi te di nga bëgg a wàññeeku mu tëla aussi mais est-ce que am na yoo xam ne alquran kese mën na leen tax ñu génn si nit ki ba daw ba duñ dellu sewaat alquran rek waaw ki jinneem dugg julliloowu ko wóorloowu ko kooku xam nga ni kon boo ko tari la alquran mu génn am na ñoo xam jinne ji leen duggoo tax duñ julli jinne bi leen dugg moo tax duñu julli waaw parce que bëgguñu muy tari léegi koo xam nga ne alxuraan boo koy wax moom du ko fa xaar c'est-à-dire am na ci ñoo xam ne nag booy jàng alxuraan ñoo la ko dàq jàng saar boo tari ñu tari bu ko raw ñooñu noo leen di def léegi li nga leen di def mooy da ngay xam saraxam génneel ko mu wan ko gannaaw dafa simple parce que jinne boobu da ngay gis mu ni kii laa bëgg sama jabar la c'est-à-dire jinne ni muy takkee moo garaw day jinne ñoom ci biiru yaayam lay takkee léegi nag yow boo ñëwee bëgg a takk day wax kii daf maa yëpp lu tax ma takk kii depuis avant muy juddu kii ñëw ni day takk kii kon mbir yi daal bëri nañu ngoro woon nettaliwuñ ko macha allah kon mbir daal doy na dooraat ga nga xamante ni kenn mënu ko natt ba mu jeex gis naa ñoo xam ne du ñu bëgg di def seen automatricule lu waral loolu ah non yooyu yeneen la lan matricule ñu bàyyi ñu yeneen la non xam nga yooyu ginduñu non déedéet xam nga dafa loo ni dafa loo ci ñun ñi xam gis nga numéro oto sax nit liggéey na ci nit yàlla seede na ko nit def na ci nit mu accident dëgg la xam nga ki ngay jeex gisoo ko mu ngi mel ni oto ba la romb nga koy annoncé police looy wax numéro tel police du ko xaar waaw boo koy annoncé jinne loolu ngay def rek
loolu laa bëggoon nga ñamal si gars yi tuuti rek. mais sëñ Ablaye. macha Ablaye allah bëggoon naa nga sànq yaa ngi wax ay affaire liggéey ñu gis ne dañu nekk société boo xam ne dafa doy waar. ngay wax nga naan peut-être am na ñoo xam ne li ñuy def ci biir duñ ko bëgg fësal ci biti. ñu ndax yéen di ngeen jànkonteel ak ay nit yoo xam ne dañuy ñëw am mbëbët bu ñaaw ci doomu aadama ngeen waxtaan ak moom ba gindi ko. bari na nag man de def naa ko lu bari xam nga ñun suñu métier mi daanaka da nga naan dafa doy waar comme li ngay xam da lay mujj tiital. parce que tey da ngay toog fa nga toog nga gis dafa am waaju mos a jóge Europe ànd ak rakkam bi mu duggee mu ngi tagg rakk ji mu ngi tagg mag ji tagg goo xam ne maara dee taali bi mag ji génn dem di retirer xaalis di génn automatiquement nee ma damaa bëgg nga defal ma loo xam ne du génn naa du dem Europe. wallaahi barke yonent cay nit yu bokk. ñoo bokk ndey ak bàyyi. parce que mënu ma kii jabaram moo xam nga ni kooku tey. bu amoon lu bon moom kee moom waxatuñ ko. loolu moo ñu sonal gis nga jamono ji man maa la ko wax. sa loxo bi sax bu ko wóolu. àdduna boobu lañ nekk nii. gis nga tey bëri na ñoo gis ñuy doxee beeke bëri na dof yooyu gis ñuy xabtal ka leen wat moo yóbbu karaw ga ca sëriñ. wala kilot wala yéreem ba ko jël ka ko jël ca biir kër ga la ko jëlee dem yóbbul ko sëriñ. wala dàllam da ngay jékki-jékki gisuma sama benn daal yóbbu nañ ko si sëriñ mu xabtal ko day dox rek tey bëri na ñoo xam ne génn nañ réew mi yàlla seen du seen coobare am na ñoo xam ne mënatuñoo del si du seen coobare këyit am na ñuy wut këyit xam ne tëj nañ leen ba këyit mënatuñ ko am da ngay gis am nañu lépp mais pour ñu am ko day jafe fekk ka leen ko def bëggul ñu ñëwaat mu ñëwaat ci kër ga fekk leen ko moo tax réew moom lañ toll wóolu en tout cas ñaaw njort baax na tuuti daal jamono bi ñu toll nii. mu ñëwaat juste rek ci wàllum pajum cosaan mi gis nañu ngay wax ci lu jëm ci ay tànk ak yeneen i mbir mu ngi noonu ñuy seetaan ñu gis itam bërëb yi nga xam ne foofu ngeen di dalal nit ñi sëñ Ablaye mbooloo mi day bari ba duñ fa xaj est-ce que yéen a ngi jàpp mbëbët moderniser médecine traditionnelle maanaam tabax lu mel ni ay locaux lu ci mel ni hôpital foo xam ne di ngeen fa mën a dalal mais wax mën a jëflante ak ñeneen ñoo xam ne bu leen booloo amaana di ngeen am solution. maa ngi nuyu soxna Marie Ba defe naa xam nga ci dara tuuti mu ngi ibbi ñu ngi ñoo volontaire ñoom waa Europe ni dañuy tabax hôpital bi defar ay carte de membre yoo xam ne macha allah jaay nañ ko ci seen biir ibbi nañu groupe bu mag boo xam ni soxna Marie moo ko jiite mu ngi Suisse maa ngi dégg tudd Ndeye Anta Dia mooy secrétaire bi sama jigéen sama xarit moom it Suisse pour nga xam kon ñoom ñi nekk Europe ñoo dem ba volontaire ñu ñoom pare nañ pour tabax hôpital bi pour nit ñi mën a ñëw mais ñun liñ mën rek mooy liñ am rek lañ mën a dalal nit ñi fépp foo xam ne ñu ngi fay yeewoo ci kattanu yàlla heure bu ñu yeewoo nit ñi dañ ñëw te dañ leen dalal liñ ci mën rek lañ ñu def je veux dire est-ce que yéen a ngi xalaat ci hôpital boobu en fait c'est important ngeen wax ci seen vision maanaam seen gis-gis ci fajum cosaan waaw man jàpp naa ni sax jamono ngi ñëw parce que boo xoolee xeexub sëriñ amul ku ko mës a def ba am ci ndam amul le xeex naa médecin traditionnel sëriñ yi ba am ci ndam man mosuma koo dégg heure boo koy xeex da ngay dem ba leen fi rek parce que nit ñi léegi dañoo yeewu léegi liñ man mooy xam nga ñun am na fu ñu mën a yem tey bu ñu ibboon hôpital lu muy rëy ñañu mën a doole jox ñu autorisation ñooñu ci mën a dimbali kat commencé di dem wut ay autorisation di xool ut ay pexe daan ne médecine traditionnelle kat ci ñi ngi ci at mi par exemple 2020 ñi ngi ci domaine bi sama kër damay recevoir sama kër ba sama salle mais bëgg naa dans 5 ans dans 10 ans vraiment ñu am foo xamante ne fu yaatu la jéego bi fas yéene nañ ko dox ngir mu gën a kan moo fi toogal santé Diouf Sarr ñu ngi koy nuyu au passage li ñu man mooy dem nañ ba bureau ànd ak benn kilifa koo xam ne ministre la comme moom ñu waxtaan bi ñu waxtaanee moom en personne man maa ko yóbbaaleel diplôme bi ma Yaaya Jàmmi joxoon man mi di wax ak yow moom mu photo ko ci téléphone am ni ma dinaa ko defar waaye condition bi laa la tegal foog nga defal ma lii dama ma ko wax moom. ban condition. mooy par exemple am naa ku dof suñu koñ dañ koo takk foog ma indi ko boo ko fajee li nga bëgg comme autorisation dinaa la ko defal boobu nga indee def naa ko. daf la doon testé comme gars yi doon testé justement waaw léegi man bi ma testé moom ci boppam moo ni lii mosu koo gis te ku ko waxoon du ko gëm Diouf Sarr moo ko wax sama kër lii. waaye li ñu mën nag. léegi ana waa ji wér na. moo ko yóbbaale. xam nga koo xam ne moom moo ma nettali ci làmmiñam ni dañ koo takk te du lekk. te jour boobu ci sensé kooku daa xiif. dafa gëmmentu ba Diouf Sarr ni ma man mosumaa gis lii. man ko jarul muy ñëwaat na laal garab yi day wér. léegi moom mu woo kilifa ga ma àndaloon ni ko dëgg man lii mosuma koo gis. liñ man loolu la. xam nga duñ dem ni ñu ñooy signal suñu bopp waaye moom moo ma ni lii vite fait da koy def
photo ko ni ma lii du benn problème dañ la koy defal ni ma damay woo RTS ñu ñëw pour bu ma ko defee ñëpp xam ne lii léegi man dinaa enquête pour xool ndax kooku wér na naa ko filmé ji loolu ngay pap wala daanu waatul loolu non moom kay mën nañ ko laaj kañ la woon ak depuis quand la non mën nañ jàll ci leneen loolu yàgg na loolu yàgg na xam nga tey ci leneen rek xam nga li ma lay wax nii c'est-à-dire am na ay seede ñoo xam ne ñoom ñoo ko fekkee woon tey ku mel ni maire bi moo ci àndoon maire yow kii bi ki mu fi teg xaw ma nan naar non moom kay jarul tudd ay tur justement pour nga xam ni li ma la wax ni moom sama kër la xewee man mii di wax ak yow waaw macha allah waaw mais foofu tamit Baye Cheikh booloo mooy doole kon ñoom il faut ñu tënku def benn kuréel bu mag ku ci nekk dugal ci sa loxo parce que nag xam nga ñoom li ñuy liggéey itam dafa xaw a tabu waaw gis nga ba ci ñun ñii sax bu ñu dee préparer émission ak ñu mel ni moom dañuy am scepticisme dinañu réfléchir dinañu xool moo indi sénégalais par exemple buy dem seeti nit dañ la naan bul wóolu kenn wóolul sa yaay moo la mën a yóbbu bul demal sa bopp buñ dee dem guddi la ñuy dem boo yootee boo fa fekkee koo xam sax da ngay làqu xale yu jigéen léegi bu dimanche jotee dañuy mël fawu ñun ñii suñu capuchon yëpp bënn c'est-à-dire dafa xaw a tabu yëfi xeetu pàcc yi mais malheureusement ce qu'on a constaté mooy manque d'organisation bi rek la ñuy wax ni amul ay spécialité parce que da ngay jékki-jékki ñu diagnostiqué la maara day taali ab cancer nga dem ci koo xamante ni ndekete ay rab lay faj mais moom it mu dëgër gu toll ni ne la mën na koo faj mu indi ay gàllankoor yooyu itam peut-être xam naa moo tax day jafe pour ay tutelle ay ministre de la santé et tout ça di soobu ci mais nag Pape soobu boobu man damaa jàpp ni bu dee Sénégal moo leen tax a jug te dañ ko def xam nga lu tax gis nga cancer boobu ngay wax tey rab da koy def kii faj rab mën na koo def man damaa jàpp ni bu dee réew moo la tax a jug wér gu yaramu nit ñi moo la tax a jug képp koo xam ne nee na la day def lii tey jàppal ni xoolal imaginer ku ñu jàppoo indi nga xam ne kii dañ koo jàppoo indi te mënatul dara baa ngi def ay ravage sëriñ bu faj ko kooku génn dem kon kay xam nga ni kii li tax mu faj ko lii du caaxaan kon nag li ñu man mooy moom mooy suñu ministre moo fi toogal wàllu wér-gu-yaram fii Sénégal li ñu man mooy mu dooleel ñu jàppale ñu te xam ne ñun bëri na loo xam ne bu ñu ci dugaloon suñu loxo fii mu àgg du fi àgg loolu man wóor nañu mais man damaa bëgg précision spécialité sëñ Ablaye Diop Xaas par exemple ci ay rab rek nga aay wala da nga aay ci yeneen xeetu feebar xam nga rab rek Pape daa tënk lépp su ma nee la rab mën naa tee nit liggéey tey suba nit mën naa dem liggéey nit lu muy def da koy booleeg rab nit jekk na jekk bu xelam wëlbatiku lu mu def dafay booleeg rab mu dem toog ca xel ba nit jekk na jekk tànk yi mënatul dox da koy booleeg rab mu dem toog ci tànk yi maanaam rab day laq waaw nit nee na nit xoola jàng na ba di ar xel ma dara nekkutu ca dañ koy raxas ba mu set am na ñoo xam ne bu ñu nee allahu akbar julli sax dañuy fàtte parce que li bon li nga àndal mooy taxaw am na ñoo xam ne bu ñu tëddee di nelaw bu ñu yeewoo maara day taali am ñoo xam ne dañuy ëmb léegi ba tollu diggante tëdd gént rab seeg yow nga génn sa ëmb tuuru am ñoo xam ne bu ñuy nekk ak seen borom ko bu ñu paree nee naa seen borom ko du mën a sax yëkkati loxo ndax yaram bu diis xanaa rab bi ma songoon ci télévision la ko xiir caméra ak yooyu ndax ay micro rabu caméra parce que Youssou Ndour moom xam naa rabu micro moo ko song waaye man xam naa rabu caméra loolu bëgg-bëgg la xëy na Pape tooñ rek loolu mais affaire bi dafa doy waar léegi nag foofu laay waxee yow moo tax ma ne la xanaa kon lépp rab moo koy def li ñu war a def du loolu de gis nga accident yu bëri yi wallaay wax nañ ko ba Mamadou Mbaye bëri na tey koo xam ne ba accident ba di xew dafa jekk-jekk mel ni ko gëmmentu ci lu wér parce que lañ ko sol àttana ko Pape Cheikh gëmoon nit day toog léegi di añ ak yow daanu fi mu tëdd kooku bu mënut a yor oto jékki-jékki loolu dak dikkal ko mu daanu il faut ñu delluwaat ku ko ci deful yi xew dina gën a xew de man maa la wax lii de te bis bu ñu demee ba tuutal ba néewal maanaam li fi maam yi bàyyi woon yàlla seere na ko réew mi ci musiba la jëm. voilà mais sëñ Ablaye. Assane pendant que ngay posé gisatuma Balla ak Gris li fi ne pour ñun la ci lekk wàllu xëdd. non mais bu ñu lekkandoo lépp di ñu bàyyi. xam naa Baye Cheikh. waaw Baye Cheikh man mi nañ ñu suturaal. xam naa mbër yi seen lekk ndawut. Baye ñu sóor rek. Baye pour nga yaakaar fi xëdd bu ko yaakaar. ña nga ca ginnaaw fital nañ lépp. déedéet waay gar mi kon dara desul. lépp lañ fital. parce que déjà avant ñuy wàcc rek lekk nañu ñaari plateau. Balla baax na Gris
kaay leen ñu wax ci làmb ji jaaroon ci côté boobu de. voilà donc Assane tu disais. macha allah léegi sëñ Ablaye. jërëjëf si leeral yu am solo yooyu. waaw dégg nañ bu baax li nga wax. léegi fi mu toll nii dégg naa la sànq nga ne te dëgg la jamono neexul. waaw kenn wóolu kenn mais jëflante faaw muy am. waaw demlante dikkalante faaw muy am. waaw te ñun ñëpp ay doomu aadama lañ. waaw léegi yan matuwaay lañ war a mën a jël ngir moytu li nga xamante ni moom mooy li di jóge si mbindeef yooyu nga xamante ni dañuy dugg doomu aadama yi di leen lor. ndax tey jii xëy na am na koo xam ne mën na am moyen. peut-être am ku ko andi si Ablaye Diop xaas. wala ku mu mën a demal boppam. mais ñi nga xamante ni xëy na bu leen dalee duñu mën a yóbbu seen bopp wala amuñu lu ñëwee foofu. yan matuwaay daal la ñu war a mën a jël ba mbindeef yooyu. bu ñu ñëwee di song nit yi itam. fekk ñooñu xëy na jël nañ seen matuwaay lu ñu mën. ba duñu leen mën a lor. xam nga li may njëkk a laaj. Assane. waaw ndax li xew ci jamono bi xewoon na bu njëkk. déedéet wala daan nga ko dégg. déedéet. ah kon ci ñun la. dëgg la bu njëkk Mamadou Mbaye. xale da daan juddu. nga gis nga tëral ko. mag ñi lañ daan def. nga màgg ni lii bi daa la. dëgg la. dëgg la de toxal ko. te daan na dégg Serigne Cheikh mu naan teg paaka ci bopp lal beeg bale. waaw kay dëgg la xale yi bi ñu màgg ça c'est du suufu jege naay la. waaw kay dégg nga wax bi. boo léegi ñu ni jigéen bu tollee diggante. day muur boppam am na waxtu xam dootul génn. dëgg la timis. dégg nga wax bi. dëgg la ba pare nga dégg ñu ni bu lii masaana xew. comme maanaam nit masaana am liggéey bu bees. nga gis yaay ja dem ñëw ni ko sangul. waaye léegi boo nee sangul sax xam nga sa yaay moom du la yéene lu bon Mamadou Mbaye. waaye bu ne la sangul nga ne ah mère bi nangam. dëgg la de. lii mooy sunu problème. mais càngat alquran ko njëkk andi sax. wax naa la ko sànq. justement kon léegi nag boo xoolee. xam ni lii tey fii nga ko fekk. te Serigne Cheikh nee na boo fekkee ay xale gaspax. nee na ni fii ku fi daan suru ku fi jaar suru. nee na teggil te naan yéen a ñime yàlla waaye bu fa jaar. waaw dëgg la de neel bi daal la rek. moytu. dafa am important jamono bi mu nekk. gis nga tey bëri na ñoo gis gëmuñu woon dara. fa ñu mujj boo leen ko nettalee nga yéemu ci yàlla. dëgg la. am na ci ñoo xam ne da nga leen di sax mujj yërëm parce que dañuy dem ba ñoom. boo musaana ñu ni lii biddaa la day dem ba lu gën a bon boo leen ne boo ko defee léegi wér ñu attan koo def. te Mamadou Mbaye bala nga doon xam jinnee bon am na ci ñoo xam ne nee naa la boo leen doon laaj ñëpp dinañ ni la seen jëb yi mënuñu koo këpp ci suuf. subhanallah. allahu akbar. am ci ñoo xam ne da lay xërtër ci sàngara ngay naan rek te mënoo ci dara. allahu akbar. parce que surtout moom bu fekkee moo ko bëgg moom moment bi nga ko soxlaa force da ngay dem defi ko yow. léegi nag kon kooku la cay musal nga xam ne lii boo ko defee muslu ci. ak it booy tëdd xam nga nit ñi léegi dañu mel ni bëy. da nga ci koo xam day ñëw rek fëgg ni dara bi rek tëdd. tëdd dëgg la. bu yeewoo yéen nga gis rek nii lay defaat du lal sax lal ba yeewu rek génn dem. waaw loolu ku mu jig. kenn dëgg la de ay xaas. lii mooy sunu problème. te am na ay mbindeef yu nekk si kaw lal. déedéet yow déggoo Serigne Cheikh ci yar bi Pape mu ngi jàngale. xawul fu ñu jëm rek Pape mu ngi jàngale. Serigne Cheikh nee na sa néeg sax boo ñëwee neel asalaamaaleykum ndax am nga ñoo fay fekk. sunna la. sa néeg laa wax de. nee na boo ñëwee neel asalaamaaleykum nuyu ña fa nekk jox leen cër te xam ne fa nga leen fekk. dëgg la sunna la. léegi nag imagineel yow nga ñëw fekk jinne ju tëdd ci kaw lal. yow nga ñëw nuyoo ko de nga ñëw tëdd ci kaw. loolu du tooñ. dëgg la bu la ba ma xëy de. boof mbër boof. waaw mais sëñ Ablaye. surtout tamit si salle de bain yi après dogguma la foofu bu dee jinne bu jigéen la ngay góor boo boofee ci kawam du garaaw wala. jinne yi dañoo xaw a doy waar góor ñi am jinne bu jigéen xam nga fa ñu mujjëm. sëy bu ñu dugg lu ci ëpp lay tas. ñaareel mooy ku ñu ngoro du sotti. ñetteel mooy jinne ji dina fiir ba dara du tegu fii wala lu mu dugg du sotti. lu tegu fii mel ni ngelaw parce que day beñ mu avancer pour mën a jëriñ boppam. nit ñi di ko xool jinne bu fiiree noonu la parce que man dama foogoon ne boo dee góor ñoo fekk jinne bi ci biir néeg bi muy jinne bu jigéen boo tëddee ci kaw mu war a mën a bëgg bàyyi la nga vivre. boo ko côté tuuti génnaat pare teral ko mu war laa mën a bàyyi. man na la koo def de xam nga am bëri na góor ñu tële jinne bu jigéen la koy def. bëri na góor ñuy foowee seen bopp jinne ju bon la koy def bu jigéen kon jinne ju jigéen xam nga kon musiba la. am na ci góor ñoo xam ne buñ koy def duñ ko tey te ba dañu pare di ko riccu parce que boobu jinne ju bon jaay taxaw heure bu bëggee nga foofu force da ngay fa. mais jinne bu jigéen nag bu góor bi bu gën a soxor. ñaar yëpp a yem Pape bu góor bi dugg kii nga dégg ñu ne kii ku ko ngoro def accident wala ku ko ngoro dee am na. nga dégg ngay dugg ci moom am lépp dugg ci yow sa lépp yàqu mooy gu ñëkk sax mënoo ko dem yóbbu. xam nga ñaata góor yi fanaan ak seen jabar ci lal buñ defee ni seen jabar day mel ni seen xolu jabar bi la ñuy laal. am na góor ñu muy dal. am na góor ñoo xam ne rab bu jigéen bu leen jigee seen jabar bu leen tegee loxo day mel ni paaka. seen xol day tàng jër duñ ko bëgg a xool. néegu sëy yi xam nga li ciy xew lépp bari na
xam nga fi ne bëri na ñoo xam léegi ci kaw ci suuf rek la ñuy tëdd parce que kii day tëdd ci suuf am jàmm kii tëdd ci kaw am jàmm lu ñuy mujj def ko kaw suuf man xam nga ñaata nit naan ma nangam at waaw mag sama jabar bokkutuñu lal parce que bu ñu jigantee day mel ni seen xol yi maara détail te foofu jël paaka jam nit sax xaj na ca parce que affaire ba fa muy yóbbu sa xol moo tax ki mer def ba pare boo ko ne yaa def li mu ni la du man koo xam nga ne ba muy mer am na lu rax moo tax léemaay yi am solo parce que booy xool ba ci salle de bain yi rek la nga dégg ñu ne la nit dafa dugg ci salle de bain moom tarxiis fekk dafa dugg am anam bu mu duggee rek ñu fel ko wala ñu mbas ko fa lay paralysé woo sax fa lay paralysé lu ñu ci ëpp ci douze dëgg la wala yeewu daanu na Assane bul wax loolu de xaw am na ñoo xam bu ñuy léemu boobu li ñëw na yëf ya taxaw diine yàlla nañ ci yàlla musal amiin moom moo tax ñaan waaye dama ne la am na ñoo xam ni bu ñuy léemu rek duñ ko àggale boobu moytu dañuy boobali yow xam nga ñaata nit ay toog sax di wirde nelaw fañ doon wirde kurus gi dañ koy for gar bi parce que li nga àndal ëpp na la doole dëgg la sëñ Ablaye ma ñëw tuuti si voilà après ñu dem ci bëri waaw si cat après ñu dem ci xëdd ma ñëw tuuti si cat yaa ngi koy junj sànq ngay wax ne cat te dëgg la nekkul la nga xamante ni lu ñuy laal la nii comme ni ngay laale sa yére bi nga sol wala li nga jege wala dara te yonent sallallahu alayhi wasallam ku ne xam na ne daan na jékki-jékki woo ay sëtam yooyu Ousseynou ak Assane radiyallahu anhuma di leen defal ay léemaay si catal bët ak catal làmmeñ léegi nit ki nag fan lay toll ba xam ne li ko arrivé nii nekkul rab nekkul jinne mais cat la bu jógee si bët wala si làmmiñ waaw boo doo dégg ñu naan la cat bu rayul semmal loolu moom yàgg nga koo dégg dëgg la cat moo mën a fekk ku ñëpp di tudd ñëpp di ko coow mu njatt ko ba kenn du ko tudd dégg nga wax bi bu baax cat moo mën a bari ci làmmeñ lay doon dana faral dugg ci nit ba maara détail xam nga nu muy mujjeem yaram bu diis bëri na ñoo xam ni seen yaram attanatuñu ko parce que li ci seen biir yaram fees na ci cat loolu mooy cat boo xoolee moo tax yonent bi naan dalay topp ba ci ñetti fanu bàmmeel xam nga jinne dalay jàpp maara détail yi sukkuraat ñëw mu dem ba mais cat nag moo mën a dem ba ñu yóbbu la mu paree ni du ma bàyyi dégg nga wax bi bu baax mu paree ni du ma bàyyi ba niñ lay dugalee bàmmeel mu paree dem sa kër tas fa kon yàlla nañ ci yàlla musal mën na ñaan moom cat voilà te pareeguñu ay waxtaan yoo xamante ni fi Sénégal la c'est très sénégalais li ñuy waxtaane ku ci newul it xam nga ku ci ne na bugg it bëri na mais bon ñu waxtaan ci itam du yàq dara à 3h et quelques du matin loolu mooy particularité quartier général lu mënul ñàkkit mooy delluwaat ci beneen studio bi fekk fa Cheikh Tidiane Diagne pour maintenant parler lutte Balla Gaye 2 Gris Bordeaux jàkkaarloo bu exceptionnel tey la ñu am Cheikh ak ñaari champion yi ci quartier général. Voilà donc Pape Cheikh merci je pense qu'on va poursuivre la deuxième partie émission bi déjà tout à l'heure gis nañu on s'est un peu attardé ci affaire au CNG mais juste une dernière question quand même Gris Bordeaux balaa ñuy fermer définitivement disons kii bi cette partie là récemment CNG amoon na benn ndaje bu yaatu nga